salaamaaleykum mbokki auditeurs Sud FM yi di leen gërëm ci seen tawaay rawatina ñi nga xam ni ñooy monde rural bi di gërëm également Elba muy la banque agricole bi nga xam ni moo sponsorisé seen émission waar wi ba ngeen koy mën am ci ay pàcc yu yaatu di dalal tey ji ki nga xam ni moom mooy ki nga xam ni tey ji mooy Serge Sadio nag moom mooy président Fafa nekk benn kuréel boo xam ne ay producteurs ganaar la lëkkale nu bàyyi Serge Sadio mu nuyoonte gas Sud FM ak tam ñi nga xam ñooy auditeurs Sud FM yi. salaamaaleykum Fall maa ngi nuyu. Sall maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam seen auditeurs yëpp fépp fu ñu munti nekk ci Sénégal. voilà mbokk auditeurs yi yéen itam émission bi seen émission la donc du fekkee ni am ngeen contribution loo xam ne bëgg ngeen ko dolli si émission bi wala loo xam ni itam dafa jublu si war ay wàllu laajte mën ngeen woote si 88 628 98 98 du fekkee ni bitim réew la foofu mën nañ woote si 33 841 22 33 voilà donc nu ubbi waxtaan bi tey jii nag xam ngeen ni waxtaan bi mi ngi jëm si loo xam ne lu am solo la loo xam ni moom Sénégal daf ko sopp bëgg ko si xolam muy ganaar loolu moom kenn ñëpp xam nañ ne xew du amee ganaar moom mooy li nga xam ne moom moo fay gën bare moo fay jiitu sax. kuy teral gan tam lépp moom ngay wut moom ngay indi waaye nag ganaar googu nag dafa commencé di am ay jafe-jafe yu tar ay complications parce que ganaar gi moom. lekkam léegi dafa commencé sax di ko jaaxal ndax lekkam moom yokk nañ ko ba saag ba yóbbu nañ ko lu ëpp ñetti junne ak ñeenti téeméer ak yu demee noonu loolu nag nekk loo xam ne ay xiiroo ak ŋaayoo sax la indi si marché yu demee noonu ba ñoo ngay wax sax ni duñ def nànk ganaar gi dañ koy yokk waaye am na ay marché yoo xam ne sax loo fa demee daa gis am na ñoo xam ne dèjà gaawantu nañu yokk te ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey si wàllu ganaar gi ñoom yokkaguñu waaye nag ñi nekk tam si wàllu ganaar gi comme ni ngeen ko déggee également ñoom tam neenu léegi ñoom il faut que ñoom tam daanu yéegee njëg bi nekk loolu nekk loo xam ne tam lu doy waar lay doon Serge Sadio yow mi président Fafa li ma lay laaj mooy lenn rek yéen a ngi wax da ngeen di yokk ganaar ba pare ngeen bëgg wax ni tam li ngeen di def askan bi ngeen bëgg jàppale kooku jàppale askan bi la. Sall merci beaucoup ci question bi jërëjëf. di wax ni rek du sunu coobare dul aussi lu ñu gënal c'est-à-dire lu ñu metti la lu ñu metti la lu ñuy mettitlu la soo xoolee fi ñu jógee depuis 20 ans maintenant njëgu ganaar ba la muy jar ci booru tool ba moom lay jar ba léegi maanaam 2000 francs la ko nit ñi di jëndee boo xoolee ñiy ramasser 2000 francs lañ koy jëlee boo ci bëggee teg as tuut ñaar fukk sax doo la ko fay bàyyil donc loolu du lu ñu neex lu ñu mettitlu te lu ñuy naxarlu aussi parce que dañu nekk affaire boo xam ne dañu ko teg daaw ci 2021 bi dañu toog ba février muy waaj a jeex ñu ne industriels yi nañu dañuy yokk njëgu aliment bi ñu ne ci fin février bi muy jeex ñu ne 1er mars affaire bi day dugg en vigueur donc loolu ñu naqarlu ko ba mu foo naqarlu yem. kooku daaw kañ la woon ngeen loolu daaw. février. waaw 22. non février 2021. 2021 je précise bien ñu dem ba ci digg bi ñu yokk ci mu nekk ci histoire bu tar jot nañ ci dem sax ba ci direction commerce intérieur pour arbitrage. waaw di wax ni rek waroon nañu sax bañ a egg foofu parce que dañoo am benn kuréel boo xam ni loi d'orientation agro-sylvo-pastorale moo ko sanc muy IPAS. interprofession de la filière avicole mu nekk première interprofession officiellement reconnue par l'État du Sénégal ci affaire aviculture donc mu nekk kuréel boo xam ne dañu am 4 collèges foofu ñu war fa nekk lépp di fa nas di fa nocci ci loo xam ne dafa jëm ci intérêt filière avicole bi mais lu ñu mel nag bu ñu ko bokkee ak ay industriels bokk ko ak ay aviculteurs bokk ko ak ay producteurs bokk ko même ak ñi nga xam ne ay prestataires de service lañu mooy li ñuy wax waa Cotavi mooy vétérinaires yeeg yooyu techniciens yi donc 4 collèges yooyu noonu ñun ñoo fa nekk industriels yi ñu ngi ci biir donc lu ñu mel lu ci munti am ci filière bi dañ ko fa war a waxtaanee ñoom nag defuñu ni li mel ñu koy ñaawlu di ko ñaawluwaat parce que boobu ba léegi ñi ngi doxale noonu te loolu day néewal doole institution bi nga xam ne ñoo ko bokk exactement mën ngeen waxal fa nu commencé lan lañu def ba léegi li nga ñoom defuñu li mu ne lan lañu def exactement ba nu commencé ba prix bii nu ak cité yi ñoom la ñu def ba léegi mooy que chaque fois muy ñan ñooñ d'abord ñan la industriels yi mooy ñi nga xam ne ñooy liggéey aliment bi ganaar yi di lekk yooyu tey jii ñan la exactement industriels yi mooy ñi fi nekk mooy ñu xam ñi nga xam ne ñoom ñooy defar lépp luy jur lépp luy aliment pour jur da ngay wax mooy ñan da ngay tudd may na la loolu moom parce que dañu bëgg mu leer non damay bañ publicité publicité dana bëgg lu leer mooy ñi maa ngi wax Fafa du ko waaw Fafa moom mënuñu ko mooy fédération des acteurs de la filière avicole industriels yi boo jëlee ñi fi nekk ñëpp ñi nga xam ne dañuy defar aliment volaille bétail ak animal mu ñoom ñeent lañu gën kaa bëri ñoom ñoo fi nekk di nas di nocc ci aliment bi te loolu
dañ ko war di ko waxtaanee parce que ñoo bokk benn kuréel bi. bokk na am na collège boo xam ne ñoom. mooy collège des provendiers. Voilà. Provendiers mooy ñëpp ñuy defar aliment volaille ak voilà. Bétail maanaam xontu jur gi. Donc ñooñu ñëpp dañu jékki-jékki di yokk ñu nag ñu ñaawlu lu ni mel. 2021 ñoom avant ñuy yokk. waaw njëgu kii bi fu mu aliment de bétail bi fu mu nekkoon. aliment bi mi ngi nekkoon ci 14250 ñeneen ñi di ko jëndee 14750. 2021 avant ñuy yokk laa wax de. 2021 laa lay wax avant ñuy yokk ñi ngi woon foofu. 14750 wala 14250 ñenn ñi loolu lañ doon jëndee. 250 waaw après. ñu yokk ñu ne déet ne waaye ñu yokk mars ñu yokk 750 mars 2021. mars 2021. bon mu nekk 2000 et quelque. waaw ensuite ñu demati juillet 2021. 14 ñu yokk ci 500. 500 oui. muy ñaata. ñu demati 14000 ñu yokk 2000 muy 16000 ñu yokkaat 500. waaw ñu dem bon ay 20 quelques mille. waaw ñu dégg non eggul 20000 la. ñu dem juillet 2022 astafurlah janvier 2022 février 2022 ñu ne voilà yokk nañu encore 1400. 1400 tey jii sac bi yokk na bi boo xoolee yokk yi boobu léegi yokk nañ ci 2650. léegi nag mooy juróomi téeméer ak lu teg. léegi sac bi exactement ñaata lañ koy jaay. sac bi mi ngi ci 17000 ak lu topp. 17000 ak lu topp. 17000 ak lu topp te loolu ñun ñi nekk Dakar ñoo koy jëndee ñi nekk ci région yi moom kenn xamul parce que dañ lay appliquer transport bi maanaam comme sama mbokku Casamance ak waa Tamba Kédougou yooyu moom bu nawet bi jotee sac bi dana egg 20000. donc loolu muy loo xam ne dañ koy naxarlu parce que ñun ñoo bokk kuréel bi ñoom li ñuy wax ni rek dañu ne intrant principal maanaam lay dugg ci fabrication aliment maanaam mboq bi particulièrement blé bi tourteau de soja ak yu demee noonu yooyu dafa yokk sur le marché mondial. may fàttali ni rek actuellement fi ñu toll ni man bi may ñëw sànq maa ngi xool cours mondiaux yi depuis quelques semaines mboq bi fi mu toll ni mi ngi wàcc mi ngi ci 221 voire 230 quelques euros la tonne de blé de maïs astafurlah. de maïs donc maïs bi mooy intrant principal parce que boo xoolee moo ëpp lu muy dugg ci fabrication animale nutrition animale parce que li ci des yëpp maanaam ay sous-produits la du ma wax déchet parce que ñun ay acteurs lañ ci biir filière bi xam nañu donc ay sous-produits la maanaam boo jëlee gerte bi waaw tourteau d'arachide moo ci dugg boo jëlee blé bi son de blé bi moo ci dugg ak yu ni mel donc gàncax yooyu yeneen ferñeent yi ci def mooy li ñuy wax les CMV mooy les compléments minéraux vitamines yooyu moo ci dugg après yooyu yëpp dañ ne léegi dafa yokk ñoom yokk nañu alors que ñun ñi ngi gis nii sur les marchés mondiaux mi ngi wàññeeku donc loolu dañ koy déplorer donc maïs bi kañ la commencé wàññeeku moom maïs bi commencé na wàññeeku au moins ci janvier bi mi ngi commencé wàññeeku bu baax janvier bi ñu génn nii donc hausse amul wàññeeku bi est-ce que am na solo ci ñun suñu gis-gis am na solo. pourquoi mu am solo parce que tout simplement day wàññeeku de ay 5 points à 6 points. donc bu wàññeekoo à ce point là ñun ñu gis yu mel noonu ñu gis ni aussi état au Sénégal am na lu mu leen teggil industriel yi. am na lu mu leen teggil teggil na leen droit teggil nañ leen droit de douane yi teggil nañ leen les taxes à l'import. waaw blé bi aussi am na lu ñu leen ci teggil. donc yooyu yëpp mu nekk ay kii yoo xam ne ñun gis nañ ñu ngi ciy profité te ñun profité wuñu képp ka nga xam ne. waaw man li ma la bëgg laaj foofu la mais du fekkee ni ñoom yooyu ñu leen teggil yëpp ñoo ngi teg prix mais lu tax état bi moom réagirul à son niveau. waaw xam nga nag état Sénégal moom man mënu ma ci wax lu bëri parce que bokkuma ci biir xaw ma lañ fay liggéey mais li ci doy waar ba doy waar mooy que ñun xam nañ ne état bi teggil nañ leen parce que dem nañu arbitrage état bi jël na ay résolution jël na ay mesures te état bi sax teggil na yoo xam ne même UEMOA daf ko sas te pourtant état bi teggil na leen ko mais ñun gisuñu vraiment un retour sur investissement parce que industriel yi fi mu ne nii marché Sénégal la dafa mel ni marché dañuy naan libéralisme mais anarchie la parce que tey bu ñu kuy def ginaar nga ci doon am as tuut benn 300 francs mënatoo ko ci am léegi nit ñi dañuy liggéey non mënatuñ ko nit ñi dañuy liggéey à perte. waaw bon avant ñuy ñëw foofu léegi ñoo ngi woon ci affaire industrielle yi ak li nga waxee moom lañ doon liggéey. donc yow nga ni ñoom cette fois-ci. de façon unilatérale nañu jékki def seen yokk boo xam ñoom ñoo ko defal seen bopp. waaw noonu lañ ko mën a waxee parce que am nañu kuréel boo xam ne war nañ fa waxtaane ñëwuñu fa wax ñu yëgaluñ ñu dañuy toog rek ñuy jot ay information ko comme quoi diw yokk na. waaw mais li ma la bëgg laaj loolu du fekkee programme dafa am. yéen ñii di producteur est-ce que amul leen foo xam ne mën ngeen jooytoo loolu officiellement. officiellement fi ñu ko mën a jooytoo mooy sunu interprofession mooy IPAS. loolu mooy ñun dañuy bëgg nekk légaliste parce que kuréel aussi boo ci bokkee da nga koy dooleel doo ko néewal doole te industriel li ñuy def ni dañ koy néewal doole peut-être que tey kuréel boobu amul doole ba ñu ko war a mën a ba ñu war a mën a doxalee lu ni mel mais dañuy sóoraale ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sóoraale la. waaw mais yooyu doo amee est-ce que kuréel bi kii ko jiite wala yu demee noonu puisque ñoo ñëpp la njaboote du leen woo réunion daal ñëw nu waxtaan ñoom ñëpp. waaw loolu dëgg la mais mi ngi ciy dox ay jéego.
mënuma wax lépp ci plateau bi mais moom mi ngi ciy dox ay jéego léegi nag ñun aussi dañu ëmb aussi base bi donc c'est normal aussi que nit ñi bu wax amee ñun aussi ñu mën a dem ci presse bi wax ak presse bon li ma lay laaj donc du la déggee ni ngay waxee nii dafa mel ne donc jaayam ganaar moom dañuy wax dañu libéraliser foofu ku nekk lu la neex rek mën nga jaayee quoi. ah loolu dafa mel ni loolu moo fa nekk parce que métti na métti boo xam ne tey jii képp ku yer ganaar moom koo ci laaj boo xoolee li ñuy wax ci anglais turnover maanaam ñiy dugg ci élevage ginaar bu ñu nekkee 10 saa su ne 9 yi bu ñu defee benn ñaari bande dañuy bàyyi. bu ñu defee ñaari bande maanaam bu ñu liggéeyee ñaari yoon seen élevage ginaar def ñaari production. waaw ñetteel ba boo defu ndànk dañuy bàyyi. pourquoi. parce que tout simplement duñ ci gis seen bopp. actuellement c'est ça qui se passe. ah mais bon doy na bëri non c'est vrai bëri na ñi nga xam ne dañuy def élevage tey dañuy nekk 10 dugg 9 yi dañuy génn après. te bëri na ay jeunes ak ay jigéen yu ciy yëngatu Sénégal yëpp laay wax aujourd'hui li ñuy liggéeyloo ci ay nit war na mat 50,000 personnes yuy liggéey ci ginaar moo xam ginaar industriel bi la mooy poulet de chair ak yooyu ak ñiy def même volaille locale bi donc loolu dafa nekk loo xam ne dafa métti dafa jéggi dayoo te boo xoolee tey ci lépp luy nutrition animale maanaam lépp luy lekk yàpp ci dëkk bi yàpp ginaar moo ci gën a yomb xar bi mi ngi ci junni yàpp nag bi mi ngi ci 4,000 francs 3,500. bon 3,500 est-ce que gars yi gis nañu nag sax gisatuñu nag Mali tëj nañu frontière. saa waxal jàmm waay. ñun kay Korité bu métti lañ nar a jëm fi mu toll nii. yàlla baax te vraiment te ñun dañ koy ñaawlu dëggantaan dañ koy ñaawlu parce que aliment bi seer na seer boo xam léegi ñun bu ñu amul choix lu ñu def dañuy mën a rek bu ñu bëggee continuer suñu activité dañuy répercuter maanaam hausse bi ñu yokk bi ñu def ci ginaar ci aliment bi ñu def ko ci ginaar bi. mais du fekkee ne askan bi nga xam ni yéen d'accord ngeen yéen ñëpp ka askan bi tey ji dañ sonn ndax yokk yi dafa bare doon leen bëggati tegati coono boobu mais askan bi kooku du ko mën. dëgg la xam nga te du ko mënul yéen kañ problème bi da ngeen war waxante ak seen nguur wala seen IPAS. xam nga waaye kañ bu leen yëkkati daal ni bon ñii lii leen def aywa nag askan bi puisque ñooy nooyu neex yi fii doo gis ay jigéen yoo xam ne dañuy génn si mbedd mi amee ay casserole yi di fëgg wala yenu kaddir yi comme yeneen jigéen yi li ñuy def déedéet Sénégal moom seen jigéen ñoom leneen la ñuy wax ay xaw ma naka lu tuddati encore parité waaye moom ñu génn si mbedd mi dund gi cher déedéet dund gi cher waaw léegi nag ngeen bëgg a yëkkati daal nooy neex yi xam nga daal leen ko sànni dañoo amul pexe rek xam nga fi mu toll nii kay am ngeen pexe parce que yéen ngi wax askan bi nañuy dóor affaire bi bu nekkee dañ la xoj nga yore junniy ginaar ci sa ferme waaw yow defaroo aliment ñu xëy na le prix bi temps ngay jëndee temps lañ lay jaayee ginaar yooyu da nga leen di bàyyi foofu ñu dee doo leen bàyyi foofu ñu dee faw nga dem jëndi ba nag day waxante nguur faw nga dem jëndi ñi ngi wax am nguur waaye xam nga sunu nguur bi aussi seen affaire yi gaawul waaw bu nooy neex yi nag mooy askan bi quoi non kañ moom moo réglé nguur moo réglé affaire bi waaw pas askan bi ngeen koy dóor moom mi nga xam ne dee na sax ba pare mais ñun ci askan bi la ñu bokk parce que dañuy liggéey pour askan bi te ñun ñooy jox ci askan bi li gën a baax ci yàpp waaye de li ngeen leen di jox lii moom baaxul moom li gën a baax ci yàpp waaw mais dafa métti nag parce que li ngeen leen bëgg teg nii nekkuñu ci kooku moom du loolu dañuy fàttali rek ne industriels yi duñu suñuy noonu suñuy partenaire lañu parce que dañu bokk kuréel bu ñu war a waxtaanee ñun li ñu leen di wax mooy yu mel noonu bu amee xel mën na ko nangu da ngay ñëw nga waxtaan ak nit ñi nga ne leen diw affaire yi nii la toll ci marché mondial bi man damay jéggaani blé bi damay jéggaani mboq bi intrant yi dama koy jéggaani donc yoon la ngeen toog ñu wax léegi nag mais ñoom bu ñu waxtaanee ak ñun yenn yi sax mën nañ leen ko layol mais loolu defuñu loolu dañuy toog fi ñu toog rek wéet seen rux nekk ñaar wala ñeenti nit xëy na waaw man dama yokk imposer ko gars yi xëy nga dem ci sa fournisseur aliment ñu ne la bon léegi aliment bi tey lii lay jar amoo ci choix léegi boo amul choix nooy def nga bëgg a continuer nga xam ni sa ferme yor nga 5,000 ginaar wala 10,000 ginaar yoo war a dundal nooy def doo leen bàyyi foofu ñu dee faw nga yar leen faw nga jëndi aliment foofu la ñu toll te loolu moo metti ci affaire bi waaw léegi ñoom duñ defee loolu ba pare yéen est-ce que yéen à votre niveau puisque yéen il passe effectivement ay collèges te ñoom ñoo ngi si. est-ce que foofu daa ngeen leen di jéem même pas du fekkee ni nguur réagir parce que am na prix excès yoo xam ne nguur quand même war na jéem seet naka lay def par rapport ak population. d'autant que nguur moom temps yi mi ngi bëgg yóbbu nit ñi àlaxira léegi yéen si seen wàllu bopp man li ma jaaxal mooy lu tax au moins du leen jéem waxtaan ak ñoom puisque yéen a bokk interprofessionnel pour ñu wan leen ni que bon mbir mi fi ñu nekk encore contexte bi dafay metti trop pour waxuma sax pour yéen mais pour askan bi supporter ko également mais ca njëlbeen sax ba ñuy commencé ak ñoom loolu lañ leen waxoon dañ leen ne mais hausse bi c'était pas opportun jotul woon c'était ni le lieu ni le moment mais yokk nañu quand même parce que dañu dem ba arbitrage dañu dem ba ministère du commerce direction commerce intérieur précisément pour waxtaanee fa loolu léegi nag ñooñu aussi am lu ñu sas ñu naan maanaam ci biir IPAS ñoom comité yi ñu teg benn comité ba nga xam ne day saytu prix yi pour ñu appliquer la réalité des prix la vérité des prix maanaam lu ñuy jëndee ñu wax ko
la ñuy jëndee mboq bi ci biti la ñuy jëndee nen bi nga xam ne moom la ñu toj def ko poussin la ñuy jëndee les intrants vétérinaires ñu teg produit yëpp xam lan mooy dugg ci aliment bi ñu waxtaanee ko bu nekkee dafa jar yokk ñu yokk bu nekkee dafa jar wàññi aussi ñu jar wàññi comité boobu la ñu war a teg mais defuñu dara pour que comité boobu am parce que comité boobu noonu ñëpp dañ ci war a bokk teg industriel yi du industriel yi ñoo ko war a teg bon, ñun d'accord. biir IPAS ñoo war a liggéey loolu oui ministère commerce yi jàpp ci jàpp si effectivement ministère élevage tamit jàpp ci pour loolu mu nekk parce que day nekk situation boo xam ne organe boo xam ne day neutre ouais. ku ci nekk wax la ngay jëndee ci biti mais yu mel noonu ñoom bëgguñu ko genre ARM rek di réguler quoi voilà di réguler parce que Ouais. ñun loolu moo ñu gënal comme ça bu njëg yi di yokk ñu toog waxtaan ak ñoom génn ak ci biti waxtaan ak askan ne leen ëllëg nen mën na jar temps ëllëg aliment mën na jar temps ëllëg ginaar mën na jar temps mais loolu waxtaane wuñu ko te loolu day néewal doole IPAS te IPAS loolu moo ko fi sanc te loi moo ko fi teg ñun loolu rek la ñuy wax waxuñu leneen industriel du ñu suñuy noonu ay sénégalais lañu comme ñun mais nag dafay jaadu aussi ci biir dëkk bi ñuy waxtaan mais di waxante dëgg aussi ñi nga xam ne ñooy industriels yi tey jii malheureusement provendiers yi maanaam ñiy defar aliment de bétail bi rek jotoon nañu seen njiit muy Claude Diop. mais malheureusement moom dafa nekk en dehors du territoire loolu lañu tontu du mën ñëw loolu tax gisul leen fi mais woowoon na leen pour ñoom tam nu ñëw bu fekkee si waxtaan wi. y compris même les consommateurs mais consommateurs yi moom si si nañu woowoon d'ailleurs moo nekk sax si bande bi. mais sànqaali tuuti moom tam dana xam loolu ni dafa mujj am. ngant waaw ngant loo xam ne sax si wér-gu-yaramam la. loolu tax mu mujj kii quoi. mu mujj moom tam toog. donc ñu dellusiwaat si waxtaan wi di fàttali mbokki auditeurs yi yéen a ngi topp seen émission waar wi tey jii ñoo ngi waxtaan si wàllu ganaar gi nga xam ni moom am na sax ñoo xam ne commencé yokk nañ ko ba pare itam di leen dafa nànk si yokk la jëm yéen nag moom lu accès rek gaa ñu xëpp leen ko si ba na ngeen préparé loolu rek laa leen di xamal. ñu dellusiwaat nag ak sunu invité di Serge Sadio moom mooy président FAFA di kuréel boo xam ne dafa lëkkale ay producteurs yu bëri également. pour continuer waxtaan wi si wàllu njëg yi ak itam luy nen lépp rek loo xam ne dafa touché filière bi. léegi dama bëggoon nu delluwaat tuuti Serge si gannaaw xam nga ay boor 2005 dafa naa grippe aviaire agsi Abdoulaye Wade jëloon décision boo xam ne yéen ñëpp si kontaan vraiment ndax temps boobu sonnaloon nañ leen trop ak ay cuisses de poulet ba muy Sedima muy ñoom Idrissa Kama ñe mbaaw ak kenn mënatu fi woon def dara temps boobu je me souviens daawoon nañ leen di woo si ay waxtaan yu ñuy woote nii mais dundaan ak si demoon nañ ba nga xam ne dañuy jaaxal ba dañu woon waxoon sax ñoom dañuy mujj di wut def naa coupe nañ ko waxoon boo xam ne jamono boobu mi ngi doon jar xam ay des dizaines et des dizaines de millions pour fexe ñoom tam léegi sax di dagg ganaar di ko jaay comme cuisse de poulet nu mu fee dugg see ñoom si foofu nañ toll ndax sonn nañ trop noo doon wax investir nañu ay milliards te tey jii mënuñu si génn ñoom ñoo ko doon wax noonu muy sédiment ñoom ñëpp donc bi loolu amee quand même tey dem ngeen ba àgg ay 50 000 kii yu demee nag yooyu gars yi affaire bi jóg tam bon liggéey bi tam yaatu ba léegi defe naa sax du fekkee ni dañuy wax ni seen kii annuel nekk na loo xam ne lu am solo la trop est-ce que tey jii si wàllu production li ngeen di def mën ngeen ko waxal d'abord par année avant ñuy ak chiffre d'affaires annuel. annuellement normalement ci production ñi ngi toll ci 50 à 60 millions de poulets produits. 50 à 60 millions par de an poulets par an au Sénégal. waay di wax ni rek jéego la yu mag a mag yoo xam ne acteur filière avicole bi ñoo ko def ñëpp tout le monde compris moo xam industriel yi la moo xam producteurs yi la moo xam technicien vétérinaire yi la moo xam même état parce que état am na fitu tëj frontières yi pour liggéey boobu mën a am te bi ñu tëjee ci li ñu gis jéego yooyu acteurs yi def donc may wax ni rek filière la bi nga xam ni moom rek moo def record yu ni mel mais avant 2005 ñaata la woon tonnage bi ñaata la woon avant 2005 on était à 7 millions 6 à 7 millions de poulets produits lañu par an léegi ngeen ñëw ba 50 à 60 millions ñu ngi 50 à 60 millions de poulets produits muy ay jéego yu mag a mag mu nekk aussi liggéey ba nga xam ne dafa générer yeneen emploi connexe usines yi gis nañ ni usines yi defar aliment yokk na gis nañ ni vétérinaires yi car macha allah gën na yokk te gën nañu jege producteurs yi mais gis nañu aussi y a beaucoup de jeunes et de femmes yoo xam ne ñi ngi ciy yëngatu tey di ci gañ di ci am as tuut liggéey bu yaatu kañ mu nekk liggéey bu yaatu te mën na ko sax wees seulement dafa am yoo xam ne aussi il faut ñu teg ko maanaam état bi jàpp ci aussi ñu mën a continuer di ko liggéey parce que bëri na ay acteurs ay maanaam ay maillons ci biir filière bi nga xam ni dese nañ ko mën dese nañ fa xarañ chaîne de valeur bi des na lu bëree bëri donc loolu aussi suñu wàll la ci liggéey bi mais aussi dañu laaj aussi état bi continuer di accompagner parce que amul filière buy décoller ci dëkk surtout lekk amul filière bu dëkk buy développer te mënu maîtriser woo sax la ngay def ci lekk la ngay jox sa askan ñu lekk donc loolu dafa am solo
waaw voilà léegi yéen seen principale difficulté lan la yéen à part aliment bi aliment benn la te accès du ma wax benn taxaw na ngeen bëgg yéeg sa kaw beneen difficulté boo xam ni accès gul wala mi ngi fi encore si wetu aliment bi ban la par exemple. beneen difficulté bi ci wetu aliment bi mooy maanaam poussin bi boo xoolee nen bi ñuy jël pour toj ko def ko cuuj nen boobu dañ koy jéggaane. 80% mais fii amul ñoo xam ne ñoo ngi fii di defar nen boobu si industriel yi. am na waaye ñooñu produire ñu sax 20% ci lañ soxla. ah bon donc plus de 80% dañ koy importer. waaw mais yéen lu tax duñu dugg si fi. waaw xam nga loolu dafa nekk xarañte boo xam ne peut-être suñu technicien vétérinaire am nañ ko waaye nag dafa laaj aussi accompagnement parce que xaalis bu bëri la laaj. parce que pour nga def maanaam sédiment am na ko da koy liggéey am na ñeneen ak ñeneen am ñoo xam ne dañ koy liggéey. poussin yi waaw mais ba tey des na. parce que aussi il faut nga am lu ñuy wax ci ginnaaw ay parentaux maanaam ay ginaar góor ak jigéen yi nga xam ne ñooy nen yooyu ñu xool ndagam nen yi baax na pour ñu toj ko def ko cuuj yooyu yëpp dafa am mais yooyu aussi beneen pàcc la ci wàllu aviculture loolu aussi dafa laaj xam-xam sunu vétérinaire gaa am nañ ko mais aussi dafa laaj moyens yu conséquents pour mën a liggéey lu ni mel c'est des moyens vraiment importants donc yu mel noonu bu amee état bi aussi dafa war di ci jàpp parce que aussi donte am nañu ay champions yu mel ni Sedima NMA Grand Moulin ak yu ni mel mën naa leen waxal loolu mais aussi dañuy soxla aussi am ay champions yi nga xam ne dañuy nekk dans la reproduction parce que élevage de repro yi aussi dafa am solo loolu moo lay jox élevage boobu moo lay jox nen yi nga xam ne da koy soxla pour toj ko def ko cuuj te loolu sunu élevage sunu aviculture côté boobu daf ciy sooxe dëggantaan maa ngi lay wax sànq ñi ngi importer pratiquement plus de 80%. poussin ci ay OAC lañ koy wax les œufs à couver te les œufs à couver yooyu fañ koy jëndee aussi bu ñu fa ñi ñu ëpp doole wala ñi ëpp alal jiitoo ñun dañuy am problème pour am koy jëndee yéen lu ci ëpp day jóge Brésil am na partie bu ciy jóge lu tuuti du ci jóge États-Unis lenn yi mi ngi jóge Europe am na sax lu ciy jóge Maroc donc pour wax ni rek que ñun aussi am na yoo xam ne jéego yoo xam ne war nañ ko def vraiment ci filière avicole bi parce que bu ñu demee ba Maroc di ñu jaay ay œufs à couver c'est que aussi ñun Sénégal aussi am na foo xam ne vraiment matewuñ fa te war nañ ci liggéey. mais c'est que nag naar yi ñoom en matière de ganaar ñoom pour yi dañ ko bëgg te dañ si yàgg liggéey de. waaw mais yaakaaruma ni naar yi ñoo gën a bëgg Sénégal ndawal. waaw loolu am na waaye ñoom dañ si yàgg liggéey nag. mais xoolal sax d'ailleurs ñoom seen ay njaay toujours seen ay kii yooyu nga gis ñu turé yooyu yëpp ñoom ñoo ko fi indi. waaw loolu am na mais c'est que aussi. mais naar doo demee lu mel ne par exemple Maroc ni da ngay dem ba nga xam ni ñaari mbir dana sàppi moom. muy yàpp ak yàpp ganaar ak nen. ak nen effectivement loolu. man dama fa nekkoon xam naa li ma lay wax yàpp ganaar ak nen. mën naa ko seede dootu ko bëgg lekk. maa la wax mën naa ko seede parce que def naa fa tuuti rek. ci mais di wax ni rek loolu yëpp boo gisee c'est-à-dire ñun aussi ci suñu filière donte gars yi def nañu ay jéego mais aussi on a un peu mis la charrue avant les bœufs xam nga li may wax mooy ci côté boobu surtout côté repro yi xam nga tey nit mën nga xëy nga ubbi sa couvoir te amuloo élevage repro en amont maanaam ubbi. reproduction te amuloo élevage lan. reproduction nga waaw loolu liñ dañ koy def te loolu day fagaagal un peu liggéey bi gars yi di def ci filière bi parce que di nga dem ba benn moment mënatoo jënd OAC ci biti par exemple ci marché bi saoudien yi jiitu nañ la fa. wala dëkk yi la ëpp doole jiitu nañ la foofu noonu mais Sénégal du ñëw Sénégal du am parce que da ngay passer sa commande lu yàgg. balaa ñu amul nag répercussion bi fii niveau. bu amul répercussion bi maanaam day jéggi dayoo fi mu toll nii dama lay jox exemple rek tey bu Brésil xëyoon am problème ak Sénégal ne man dootuma jaay Sénégal ñu dañuy am problème filière bi ci suuf la jëm dans la semaine ou les mois qui suivent donc loolu dafa nekk ay yoo xam ni ay affaires yu stratégique la yoo xam ne dañ ko war a liggéey ci biir filière bi. donte nag ñi ngi ci def ay jéego yu bëri parce que ci filière bi tey liggéey nañu ak sunu ministère liggéey nañu ak IPAS ba am lu ñuy wax le plan de relance avicole muy Pravis tey Pravis boobu état du Sénégal nangul nañu ko accepté nañu ko te ñi ngi liggéey pour financement pour ñu gaaw aussi sukkali fi les acteurs de la filière surtout production et valoriser aussi li ñuy wax la chaîne de valeur parce que chaîne de valeur bi aussi tey mi ngi. waaye yéen seen faiblesse dëgg foofu la nekk si chaîne de valeur ci transformation bi la foofu man gisuma fa sax ay lu mel ne ay gars privé wala yu demee noonu ñëw dugg foofu donc yéen jox ngeen ko wax état ban taxawal pays boobu nga wax la plan boobu la Pravis waaw pourtant mi ngi ñëw am na ay privé yoo xam ne ñi ngi ciy dugg xam nga boo xoolee juróomi at ci ginnaaw amul woon Sénégal bëriwuloon ay abattoir moderne maanaam ay abattoir yi nga xam ne usines yi nga xam ne dañu fay dugal bu ñu liggéeyee ginaar ba mu mat dañ ko fay yóbbu rey ko foofu defar ko bu ñu koy dagg ñu daggit ko bu ñu koy congelé ñu congelé ko après yóbbu ci supermarché yi wala ci marché yi loolu mi ngi commencé di am na ci ay abattoir yu mag yoo xam ne tey ñi ngi fi lu mu bon am na juróom yu mag yoo xam ne ñi ngi fi. ñan ñoo ko créé yooyu. industriels yi ñi ngi koy créé. industriels yi ñi nga xam ne ñooy def aliment am nañ ci. d'accord. mais ci quartier yi aussi ci marché yu ndaw yi comme ay Kër Massar Malika ak yu mel noonu am na ay unités yu ndaw yoo nga xam ne ñooñu ñi ngi fay suqi ginaar ak ay machine yooyu aussi état bi dañuy améliorer chaîne de valeur yi mais aussi liggéey bi aussi dañ ko war a gën a yeesal pour que aussi ñuy jox sénégalais yi ginaar ba nga xam ni vraiment boo ko lekkee du amul benn risque nga nit ki feebar yooyu dafa am solo tey
jéego yooyu nit ñi ngi koy def mais di laaj aussi toujours accompagnement état ak les partenaires techniques et financiers di leen wax aussi que liggéeyu aviculture dafa war a gaaw c'est-à-dire boo jëlee benn décision tey ci élevage nga ne bon damay financer tel ak telle filière financement boobu décision financement dafa war a gaaw warul yéex parce que réalité bi tey bi nga am tey mën na bañ a valable à la minute qui suit ou bien les heures qui suivent donc c'est important que nit ñi gaaw. Maintenant ça c'est dans tous les secteurs hein. Voilà donc c'est extrêmement difficile ñi ngi doon liggéey ak DER pour ñu gaaw génnee financement bi pour jeunes yi liggéey mais dafa yéex. Mais pourquoi dafa yéex qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe li yéex mooy. est-ce que ñeen tam yéen ñi koy demandé ñoom tam. jox nañ kayit yeeg yu ñu war mel taxawaay beeg yooyu yëpp mën na. jox nañ leen lépp li ñu soxla li ñuy laaj comme kayit nit ñi jox nañ leen ko mais boobu léegi nit ñaa ngi xaar daaw ba ren nit ñaa ngi xaar alors que ñi nga xam ne dañuy déposé woon par exemple des projets pour financement pour production par exemple. xam nga mooy ñi nga xam ne dañuy soxla ay defaraat seen i bâtiment ñu jënd seen i ginaar ak yooyu jënd seen aliment mais bu ñu dugalee ci affaire wala aliment bi dañuy daanu parce que fi mu toll nii njëg bi yokk na alors que yow prix yi nga calculé woon da nga calculé ay prix yi ci ginnaaw donc finalement projet yooyu noonu dafay nit ki mën nañ ko jox financement après suba mu dem liggéey ñu ne way lekk na xaalis te fekk liñ ko joxee diir bi ñu ko jox bi mu ko soxlaa joxuñu ko mu jël ko mu daanu liggéey yooyu noonu dafay faagaagal suñu liggéey waxuñu ko nag pour sànni leen xeer ou quoi que ce soit mais dañu bëgg rek yu ni mel bu amee ñuy gaaw muy DER muy état parce que filière avicole bi ça évolue extrêmement vite ça va très vite donc nit ñi dañu war a gaaw mënuñu toog fii di xaar ba keroog laa yow mi din dafa metti mais man li ma la bëggaatoon laaj vraiment bon fii yaa ngi doon wax sànq ba léegi ay industriels yi nga xam ni am na pàcc yoo xam ni ñoo ngi ko téye lu mel ne yenn di defar sax ay kii lu mu tudd œuf à couver yi des trucs comme ça mais à part ça lépp am na bon privé bi yaatu na quand même lu tax ñeneen ñi ñëw ñu si dugg d'autant que ñëpp xam na ni kii nekk na loo xam ni dafa am avenir trop parce que ñi ñaa ngee jaay di si tedd ak yu demee noonu yooyu mais xoolal sédiment ñi nga xam ni mais ba ñu commencé naka la ñu commencé bon donc nekk na loo xam ne encore tam mi ngay joxe liggéey ndaw yeeg yëpp tout ça man li ma doon yaakaaroon sax état bi sax moo leen waroon sax gën defal sax politique ak gën jàppale pour que puisque ndaw yi ñoom mën na si am liggéey nu dem sa kanam quoi. waaw état bi mënuñu wax ni jàppale wuñu dañuy wax waxuma sax état bi privé bi laa wax privé bi non secteur privé bi aussi bon ñun ñu ngi ñaan ñoom ñu ñëw investir mais il faut nga fekke si acteurs yi pour investir pour xam filière bi wala yéen ngeen fekk leen expliquer leen seen ay yëf également. mais nous on est ouvert biir IPAS ñi ngi liggéey ay techniciens yu xarañ ñoo fa nekk secrétaire général bi il est bon le secrétaire général adjoint président Mbodj même il est bon maintenant ak ñeneen ak ñoom docteur Diouf ak ñu ni mel même parce que dañuy liggéey même ak le centre national d'aviculture de Mbao parce que sunu techniciens yi la ñu bokk donc di wax ni rek ñun on n'est pas fermé on est ouvert mais di wax aussi que privé bi war na mën a ñëw investir di wax ni aussi que filière avicole bi du def ginaar rek jaay du aviculture du loolu kese aviculture am na partie transformation partie chaîne de valeur boobu noonu dafa des lu bëri xam nga tey ñi ngi maa ngi leen naan Sénégal juróomi at ci ginnaaw amuloon ay abattoir tey am nañu ay abattoir mais abattoir yi dafa war a gën a mën a évoluer parce que abattoir yi day générer déchets yu bëri mais déchets yooyu noonu war nañ ko mën a valoriser même élevage bi kay yar ganaar mais day générer déchets yu bëri déchets yooyu dañ ko war a mën a valoriser buñ ko valoriser ay emploi la ñuy créer des centaines de milliers d'emplois te budul dara aussi même déchets yooyu noonu buñ ko am na lu ñu koy valoriser mais day jox Sénégal courant parce que l'aviculture day générer beaucoup de déchets mais dafa nekk filière bi nga xam ne dafa nekk activité bi nga xam ne dafa transversale avec l'aviculture boo ko développé mais mën nga def lépp mais Allemagne tey dañuy produire courant ci déchets avicoles courant bu bëri sax bu bëri mais loolu aussi dafa laaj accompagnement parce que ce soit de l'État que ce soit aussi le secteur privé financement yooyu noonu privé yi ñoo ko yore ñun filière avicole li ci nekk yëpp man mën naa wax ni privé yi ñoo ko def li ci nekk comme financement ba fa mu toll tey nii mënuma wax ni état kese moo ko def ce sont les privés sénégalais qui l'ont mis en place. te loolu mënu def noonu yéen ngi siy gis seen bopp. mais ñi ngi ciy gis suñu bopp mais fi mu toll nii ak yokkute yi am ak ni muy ñëwee ak ni ñu koy tegee dafay fagaagal dafay yàq lu bëri parce que aussi dafay def lu ñuy wax dafay créer benn précarité ci emploi bi parce que déjà la ngay liggéey mënatoo ci am astuut mënatoo ci yóbbu sa kër la astuut ba nga doon am pour dund maanaam pour def survie loolu mënatoo ko am da nga ko commencé di ñàkk maa ngi lay wax 300 francs yi nga doon dàq ci ginaar bi léegi mënatoo ko sax am waaw léegi looy def da ngay bàyyi après boo amee fit nga tuuti nga dem rek di agressé wala nga sàcc alors que am na ay milliers de jeunes yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey ay femmes yi man gis naa ay femmes yoo xam ne sax Covid bi mu amee ginaar yi dañ ko doon bëccëg alors que loolu dafa dañ ko doon bëccëg. lan mooy bëccëg. maanaam jël ginaar jox ko sàll suba nga ñëw encaissé 250
non comprendre damay yore sama ginaar. Waaw. mënuma ko jaay ma ñëw indi la ko sa kër nga ma ne Sall jëlal ñaari ginaar yi suba bu ma ñëwee nga jox ma 250 di ko fay ndànk-ndànk ba mu mat. ah bon ah mais oui. ak loolu foofu. ah oui egg nañu foofu les gens ont vécu ça et les gens le vivent parce que nit ñi gañatuñu gisatuñu seen bopp ci ginaar c'est dafa métti tey may wax encore sama mbokk aviculteurs yi aviculture du ginaar kese mais sénégalais ginaar kese la ñu xam mais bëri na ay volailles yi nga xam ne tey ci filière bi avicole bi defuñu ko te buñ ko defoon encore ça va créer encore des centaines et des centaines d'emplois. yu mel ni yan volaille par exemple. pigeon bi par exemple day hôpitaux yi de médecins et nutritionnistes yi dañ koy digle. oui pentade. kaay bi mi ngi fii canard bi mi ngi fii. mais pentade lu tax bëriwul pourtant pentade doo ne Burkina Faso. mooy kii principal bi. mais justement fi la bokk quoi. c'est une volaille africaine. oui c'est une volaille africaine fii la sosoo. mais élevage bi tey tubaab bi ñooñu ci gën a xarañ. mais loolu yëpp di wax ni rek dafa aviculture bi yaatu na yaatuwaay bi nga xam ni tey bu ci privé bi duggee état bi jàpp ci comme il faut parce que aussi amul filière bu développé amul secteur bu développé te à défaut un tant soit peu de protectionnisme amul. non kooku il c'est faut permis sax. il faut nga am fitu def ko. non c'est permis xam nga sànq bi ñu nekkee ci début waxtaan bi. wax nga benn wax boo xam ne effectivement. nu mu ko tuddee sax kii de commerce mondial bi laa nu mu tuddee. OMC waaw. OMC daf ko reconnaître wax nga sànq au début de ma jàppoon ko parce que affirme. OMC di wane na du fekkee ni dans un pays dafa am benn secteur sensible affirmatif. boo xam ne ñu bëri dañ see ci yëngu yëngatu. te tam ñu see tirer l'essentiel ay revenus yu important pour seen ay dund mu ne kooku OMC may na état nu protéger le secteur nga protéger ko affirmatif. waaw kan moo ko deful ana ñi président américain yi ñëwoon rek temps sa gannaaw dina accès lu def non xam nga américains yi dañu am doole bi nga xam ne lu ñu. non dama la bëgg non du question sax am doole mais réalité la yow mënoo bàyyi si dëkk ku ñëw rek dugg ba nga xam ni sa la fa nekk dafay dem c'est que sunu patriotisme moo xaw a sooxe rek benn moment mais dafay jar aussi ñun sunu autorités yi gën a am fit gën ne écouter ñun sunu yenn filière pourtant kenn du ko laal demal Maroc bi Maroc européen yi Maroc la moo leen gën a jege Maroc moo leen gën a jege mais kenn xalaatu fa di élever ginaar. si lu wër mais après yeneen produits yoo xam ni mais di wax ni aussi marocain dañuy jiitu ci lu bëri boo xoolee ñoom bi ñuy commencé di organiser di defar seen filière avicole ils l'ont fait depuis les années 70 donc ça fait 52 ans si je ne m'abuse donc ñun ñi ngi commencé à la limite 2005 la ñu commencé di defaru bi maa ngi lay wax interne quoi maa ngi lay di defalu à l'interne maa ngi lay wax sànq bi ñuy amee suñu reconnaissance officielle yàggul ci IPAS muy première interprofession avicole di wax ne aussi def nañu jéego yu bëri te aujourd'hui IPAS liggéey na ci ay législation boo liggéey na ba am lu ñuy wax le plan de relance donc loolu bu ñu ko amee mooy wane ni nit ñi quand même ñi ngi def ay jéego te quand même filière bi malgré ses impairs nit ñi ñi ngi liggéey mais di wax ne aussi il faut yu mel ni bu amee ñuy toog di ko waxtaanee parce que ala kulli àll fu muy mujj dañuy toog ci table waxtaan donc bu ñu nekkee ay Sénégalais ñu ñëpp dafa am un minimum bi mooy lan mooy ñu joxante cër joxante respect wóolante un temps soit peu toog liggéey bi mooy lan mooy man de diw man lii laay jëndee bitim réew lii ak lii mënatuma jaayee lii laay jëndee ngeen teg ko nit ñi waxtaan. ñun ay nit lañu. filière avicole bi bëri na ay universitaire ñi ngay gis ci poulailler ak affaire yi bëri na ci bëri ñu dem université xanaa mën nañu compter boo leen waxee lu yenu maanaam xanaa war nañ ko mën a nangu. même ko demul université sax doo leen jaay sa njaay am nga xel moo xam ni kenn ëppal si métier waaw léegi nag ñun ñu am cadre bu mel ni IPAS mais cadre boobu da nga ko war a dooleel mais industrie waxtaanukaay la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale moo ko sanc mais y a un minimum ñëw leen foofu ngeen waxtaan ak nit ñi mais mu leen toog ci biti dugg ci benn ruqu benn hôtel waxtaanee seen i prix nga ne bon lii laay jaayee mais loolu du respecter nit ñi yow boon ko la dégg daal dafa mel ne tey jii moom industrie ñoo bëgg toj réew mi du ma wax ni ñoo bëgg toj réew mi mais damay wax ne ñoo bëgg non dañuy néewal doole ñoo ko fi indi waaw ñoo ko fi indi mais dañuy néewal doole interprofession bi parce que interprofession bi loolu moo ko sànc même bu nekkee tey gisuñu ci seen bopp mais ëllëg kenn xamul mais yow yaa ngi am seen interprofessionnel mais da ngay continuer impact bi kan moo fu mu jëm ci population bi donc ñoo ngi gën tam di sonal population bi du ma dégg bu baax a baax sax ci répercussion bi répercussion bi nit ñi bu ñu amul choix dañuy yokk boo bëggee continuer il faut que yokk boo bëggee tëj nag da ngay continuer di jaay la ngay jaay rek ba xool nagam yaa ngi ciy génn wala déet yéen tey jii da ngeen doon yokk yéen daa ngeen yokk à peu près ba niveau wala dégg naa sax yokk ngeen wala yokk leen non gars yi commencé nañu yokk parce que fi mu toll nii ñun dañuy digle producteurs yi ñun ñii di def ginaar yi man maa ngi wax fi mu toll nii ñi ngi wax gars yi ñu digle gars yi ñu jaayee ginaar yi 2500 borchan 2500 mais itam seen yokk réer du 2000 rek nga wax moom la doon kii mais itam 2000 si dafa rëy trop non damay préciser 2000 bi
maa ngi lay wax depuis 20 ans ci ginnaaw ba léegi ginaar bi borchamp maanaam ci booru tool yi 2000 francs la ko nit ñi di jëndee. waaw mais yow du fekkee dañ del ay booru 2005 ak yu demee noonu yooyu mais temps boobu fi nga xam ne ouverture dafa am. marché Castor bi pour les brésiliens 1 kilo 500. ñoo ngi ko daan jaay temps man marché Castor laa dëkkoon ñoo ngi ko daan jaay sax tout simplement rek. 1500 damay dëggal ba 2005 la 1500 kay da nga koy jënd ganaar moom. xam nga Brésil tey bu ko neexee indi ginaar Sénégal jaay la ko téeméer. Brésil am nañu capacité boobu am nañu doole boobu. parce que mboq bi ñuy wax nii fa lañ koy béyee. soja tout ça mboq bi soja bi céréales yëpp bu leen neexee defal la ginaar indi la ko fii Sénégal jaay la ko téeméeri dërëm. Brésil mën na lool mais aujourd'hui ñun amuñu intérêt ay Sénégalais jóge fii ubbi marché bi ñoom ñuy jëli ginaar yooyu di ko indi après li fi nekk ci liggéey dañ nit ñi nu ñu def. waaw très bien foofu la problème bi nag nekk. waaw léegi nag. yéen bu fekkee nag léegi tey da ngeen di yokk ba pare tëjal na leen frontière. non gis nga mais kooku léegi lan moo imposé wu léegi doo laaj consommateur bi lu mu lay wax dafa non. mooy nañu ubbi effectivement léegi nag ñu jël mooy cher. loolu mooy risque bi ñuy yóbbu baaxul ci loolu nag toog waxtaan bi nag loolu tax ça s'impose. moo tax ba may commencé ci njëlbeen dam la ne du lu ñu gënal du lu ñu gënal dañ koy def rek la mort dans l'âme de naqare nañu trop mais amuñu choix bu nekk da nga bëgg kon ne liggéey looy def. mais problème en tout cas problème lay jur moom bu ñu bàyyee même bu ñu génnee ginaaru Brésil sax dañu am lu ñu ko dul jëndee parce que ñu ngi yóbbu ci benn spirale inflationniste. maanaam nga gis produit bi nekk fii la nga yore matul pour nga jënd ko. foofu lañ ñuy yóbbu fi mu toll nii mooy inflation bi ñëw. te temps boobu yooyu daa amee il faut que mu am ay yenn pexe. te boo xoolee fi mu toll nii ci dëkk bi lépp mi ngi yokk. non amul yëpp mi ngi moom koy yëpp a yokk rek. yëpp yokk na ba pare waaw ñun ñu yore suñu ginaar mën ko def fii di ko liggéey fii nii xanaa nag lu mel nii bu amee yaaxeeti nañ toog ñu waxtaan bu ñu waxtaanee ñu xool ndax yokkute boobu noonu bu ñu ko yokk def nañ ko ca proportion ya war parce que mënoo jëndee 200 ci biti ñoo bëgg jaayee 3000 fii ci dëkk bi même bu nekkee dugal nga transport ak ay fret ak yu ne mel parce que ñun yooyu la ñuy opposé naan ñu fret bi dafa yokk affaire yi dafa yokk te bu leen état bi wàññilee ñoom ñu ne pat ay sénégalais la ñu wala déet nañ ñu wax nañ toog ñu waxtaan moo gën a rafet ñun loolu rek la ñuy laaj ñu leen bu ñu toogee waxtaan teg comité boobu nga xam ne dañu saytu prix am appliquer la réalité des prix mais bu boobaa danañu xam ñun loolu rek la ñuy laaj ñu leneen. mbokki auditeurs yi maa ngi leen fàttali yéen ngeen topp seen émission waar wi tey jii ñoo ngi waxtaan ci affaire ganaar muy lu am solo si dundunu Sénégal ndax ganaar gi moom njëg bi moom yokk na mën nañ ko wax njëg bi yokk na kooku moom amatul benn kii gannaaw ba nga xamee ni ñii di industriels yi neen ñoom li ñuy jëndee maïs bi nekk na loo xam ne lu cher la donc. ba tàgg bi tey jii àgg na ba ñetti junne ak lu teg ay ñeenti téeméer ñi nga xam ne tam ñoom ñëpp producteurs yi di ko liggéey nee na loolu ñoom tam mënuñu si dara nekk na loo xam ne dana ko teg seen kaw te sax amul waxtaan ak yu demee noonu ak yooyu bu fekkee nag am ngeen si ay laajte wala leen si bu question yi ngeen bëgg posé yu demee noonu mën ngeen woote si 88 628 98 98 88 628 98 98 dellusiwaat si waxtaan wi sànq yaa ngi doon wax ba daal ni fii dañoo am benn problème bu rëy bu si chaîne de valeur yi maanaam muy si wàllu reproduction. ndax kooku moom bitim réew ñoo koy def waaye fii moom fii problème la fii. waaw mais kooku loo xalaat ni tam parce que tam chaîne de valeur bon problème d'accord mën na am mais toujours tam dañuy jëm set problème boobu naka nan koy solutionner. est-ce que am na ay début de solution par rapport ak reproduction boo xam ne par exemple ñu dëkk fii ndax man am na jamono boo xam ne déggoon naa ñuy wax. France waaw am na ñoo xam ne waroon nañ si dugg si dama fàtte sax tur yi gars yi daa woon nañ ko di wax fii. ak loolu mel ne marocain itam war nañ si dugg si ba te ku nekk am na benn spécialité boo xam ne moom nga war def. xanaa ñoom yooyu bokkul si seen duñ war a def et puis est-ce que ñoom sax ñoom ñoo ngi fi actuellement. waaw am na yooyu itam bëgg nañ xam parce que tam doo ñëw si réew jàmm tam dañ la war woon ni xoolal fii chaîne bi nañ bëgg nga dugg fii pour que. au moins ñu fàtt benn trou boo xam ne dafay gaañ gaa réew mi. waaw mais xam nga yooyu nag ay stratégie la yoo xam ne état Sénégal moo koy teg man xaw ma lépp ci biir. waaw mais nag yéen itam mën ngeen def seen ay. non ñun imposer seen ay xalaat ak li nga xam ne moom la liggéey bi laaj. ñun biir IPAS am nañu ay convention ak déjà l'interprofession de la filière marocaine muy FISA filière avicole marocaine tey ñi ngi liggéey ak ñoom ci yu bëri. ci ay nga baal ma am na ko nekk si ligne bi salaamaaleykum mbokk mi allo. waaleykum salaam Baye Makhtar. waaw kooku kan la. Cheikh Ndiaye na nga def mbaa yaa ngi si jàmm. maa ngi sant baax a baax a baax. alhamdulilah. na nga yitte yi. ça va alhamdulilah ñoo ngi sant. ah sama waajooju de xam naa man baykat laa waaye maa ngi koy mas kaw de. ah bon waaw. waaw ndax man de Baye Makhtar fi mu ne. màggal gu jëkk ga ba mu jub si Tuubaa laa di. nga ni. ah dégg doo bouger tuuti dafa mel ni dégg bi. daani waaw. Tuubaa laa dëkk bi màggal gu jëkk ga jub see. waaw.
damaa dugaloon ay ginaar ma ne ndax ma man cee def maa jiga waaw waaye daal wóor na yàlla dem naa ba gàmm ga laa la wax ginaar yi mënuma koo jariñoo boo ko fekk booba élément bi mu ngi jar 16 000. ah bon. mujj gàmm ga damaa mujj ma ni sama waa kër lu ginaar tuut rek def leen ci cin li rek ndax ma tàggoo ginaar yi. waaw waaw. ndax di bëgg a dee ko élément ban ko yekkee daal la ma mën a xam ni lii cër bi ma mën a tudd ci ginaar yi la mooy baat yi. déedéet waay. baat bi képp laa mën a tudd. si ni déedéet waay itam ginaar la. wallaahi. waaw damaa mujj ma ni sama waa kër waxuma la dara mais man ginaar lekk ko sax duutuma ko def. waaw mais Cheikh li ma la bëgg laaj xam nga yéen yi nekk si ay gox yoo xam ni mbay am na fa ak yu demee noonu bon dana yox fii aliment de bétail bi fee lay jógee maïs bi kii mais yéen ñun fii bu njëkk ba lan la xamoon suñu ay ganaar ñoo ko daan yar ak ñoo ko daan yar ak suñu ay li nga xam ne moo jógee sa tool ba lu tax yéen ñii di nga xam ni baykat ngeen sax jëmu leen moom léegi kenn mënatu koo lekk moom ndax ak ginaar rek fi mu ne da nga koy jënd 6 000 wala 8 000 francs genn ginaar yi àll yooyu kenn waxatu ko moom te itam gis nga li nu dal ñun ñii di waa dëkk bi fi mu ne ñoom li ñuy dal mooy dañoo bëgg a fexe ba ñoo ñii ñu ni yokk leen ginaar yi ñuy fexe ba waa bitim réew di fi indi ginaar gis nga ñooñu nga invité woon muy kii Momar Cissé moomu ñooñu moom jërëtuñoo invité si yooyu ndax moom koo xamante déedéet jërëtuñu ko ndax ku sa palais ku sa bureau nekk biir palais moom jërëtu la invité si luy waxal ay néew doole moom ñooñu moom nan nu dimbali rek waaw biir seen bureau bi génnul foofu daal nan nu dimbali buñ fi ñëwati ba pare itam man Baye Makhtar li ma la yëgal mooy gis nga numéro nii suukaram ci bi mu demee ba nga xamante ni bëgg nañ koo yokk danoo layoo ñu ni ñoom gi tax gi nuy kii engrais bi ñu ci def dafa seer kon nañ leen yokkal juróomi dërëm te ñun ñi ñoo di 70% ci mbaykat yi waxuma la yokk engrais waaye gis engrais sax dañ koo deful ba pare ñu wàññil na suñu def foofu teg doole yi dong mooy li dar réew mi ndax réew mi moom dañuy dimbali nga am doole wàcc ñu néew doole ñooñu nga xamante ni ñooy defar ginaar yi nag ñoom nan yokk ba man ci am dara buñ mënatul am dara rek ñu bàyyi ko ndax moom fi mu ne nii moom gouvernement bi moom ni ma ko gisee mooy képp ko am doole deen la favoriser ba nga liggéey képp ku néew doole deen la naja naj ba nga dugg ci biir man daal réew mi damaa xamul man luñ bëgg daal man laa xamul man néew doole daal duutu fi liggéey waaw yow yaa ngi wax waaw àggale yaa ngi wax amu leen doole yéen kañ am ngeen doole xanaa kañ yéen a jëfandikoowul seen doole nu ñu amee doole ay baykat ak yooyu yëpp tout ça fan leen ñàkk doole yéenay bay yéenay def lépp bu dee mbay mi dagam yow léegi gerte gi buñ ko dee séddale ay fukki kilo ñett fukki kilo ñaar moom lañ la siy jox te bala nga see jot da nga koo fayalub lemp keroog ki nga invité foofu mi ngi may génneel aaya alxuraan mais moom li muy wax xamu si dara ndax aaya booba mbay taxul yàlla wàcce ko comme noonu yàlla dani boo dëgg la Cheikh Bambali jërëjëf si intervention bi léegi ñu jël 1 minute ndax suñu temps publicité bi nga bëgg agsi waaw léegi bon maa ngi nekkoon si voilà taxal ma dem d'abord fee nu jàll kiw suñu sponsor LBA la banque agricole ngir gunge suñu réew mii di Sénégal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñooy ànd ak yéen ci seen émission waar wi la banque agricole LBA di banque bi xarañ te ubbeeku. jërëjëf Elba sunu partenaire nu dellu si waat si plateau bi waaw dégg nga léegi ki nga xam ni Cheikh Ndiaye moom moo woote woon moom nee na sax tey jii xaw ma 6000 wala yu demee noonu du fekkee da nga bëgg ganaaru local bi loolu lay jar loolu yow est-ce que am nga si ay firnde. mën a wax mooy je sais que ci marché local bi moom maanaam ay tileen ak affaire yooyu noonu boo joxewul junni doo gis ginaar bi de. ginaar bi nga xam ne moom ginaar local ginaar Sénégal bi. waaw mais kooku naka lay demee noonu. du ko kooku kenn dundaloo ko ak yee di jóge fee bitim réew. xaw ma may sa ak mboq beeg yooyu. waaw mais bon boo xoolee ba xool moo xaw a gën a dëgër parce que bon bëri moo gën a rustique moo gën a ñenn ñi dañu naan moo gën a saf ak yu ni mel donc voilà mais njëg bi moom saf na de. waaw ma ni ganaar bi nga xam ne mooy local bi fii. waaw Burkina moom ni wax poulet bicyclette. ganaar googu fii laa
yow ganaar googu mos nga ko quand même xam nga ko. xam naa ko waaw. waaw léegi da nga ni gars yi nanu moo gën saf. waaw mais am na ñoo xam ne dañuy wax ni ganaar googu dafa dëgër wala yow du ganaar googu dafa nooy comme seen ganaar yi ngeen defar yéen. non nooyul comme sunu ginaar yi moom mais nag wax dëgg yàlla volaille locale bi moom bëri na ay sénégalais yu ciy yëngatu léegi surtout boo jëlee ay Kaolack Fatick ba Mbour bëri na ay jigéen surtout yu ciy yëngatu ak ay góor yoo xam ne dañu koy jël di ko jaayaat mais di wax ne aussi am na ay projets yoo xam ne ministère mi ngi koy teg pour loolu y a un projet spécifiquement dévolu à ça pour améliorer et développer ce type d'élevage là surtout ki mais ginaar boobu bu njëkk boo xoolee amul woon toppatoo gars yi dañu ko doon jël rek teg benn ndaal bu toj def ko ngunu ganaar ak yu demee noonu mais léegi nit ñi am na ñoo xam ne ñu ngi ciy commencé di liggéey y a des projets yoo xam ne pour loolu la mais di wax ne aussi ginaar boobu dañ ko doon bàyyi gars yi daawuñu ko ñax ak daawuñu ko vacciner donc souvent dafa doon am ay problèmes yu ni mel léegi nag ñi ngi am na ay programme état yoo xam ne pour loolu la. waaw mais ganaar googu lu muy lekk moom. bon ginaar boobu lu ci ëpp amuloon toppatoo donc dañ ko doon bàyyi muy foraatu wala ñu koy jox ay. mais bu fekkee si àll bi la ñoom li ñuy fortaatu moom lan lay doon ay tool baag boor tool yi da nga leen gis dañ fay nekk. donc ñoo ngi lekk ay ñax ak ay yu kii. mais loolu matul pour jox maanaam ginaar bi mu am la mu soxla yëpp ci ferñeent ci yaram bi donc loolu moo tax aussi mu am ay programme yi nga xam ne dañ ko teg pour loolu pour améliorer déjà habitat bi maanaam dëkkuwaayu ginaar bi mais aussi améliorer aussi nutrition bi lu mel noonu ISRA li ci li ma xam waa ISRA ñu ngi ciy liggéey wala waa ITA je pense. donc ñoom dañuy gis ganaar bi nutrition am demeewul noonu mais pourtant ganaar yooyu da nga si daan gis ganaar yu ay seq yoo xam sax dafay àgg ba sa kaw dëgër këcc. waaw mais ginaar yooyu dañ ñaata at la ñuy def pour am 1 kilo 500. at day yàgg. ah bon léegi nag ganaar bi lan moo mboq mi ngeen yaakaar ne moom moo koy gaaw. non alors que léegi nii ak ginaar yi ñu yore da ngay am 30 jours nga am ginaaru 2 kilos. lan moo tax ba ganaar gi gaawee noonu. non bokkul parce que. ginaar non dama posé question. waxuma bokkul dama ne léegi. ganaar yi nga def lan moo tax ba mu gaaw màgg noonu. wala wooy lan moo tax ba mu gaaw parce que ginaar yii nii c'est issu de sélection. dañ ko sélectionné boo xoolee dans les années 60 ginaar yi même poids la woon ak sunu ginaar yi mais léegi amélioré nañ ko amélioré ba nga xam ne fi mu toll nii boo xoolee dans les années 50 laadum amuloon lan moo tax laadum am ci ay croisement la ay sélection la loolu moo indi lu nu mel ginaar yi aussi c'est un peu la même chose. loolu moo tax nag mais ñooñu ñi ko defar aussi xam nga du ay ginaaru Afrique ay ginaaru yu jóge bitim réew la donc du coup bu amee ñoom dañuy créer aussi ay nutrition bi nga xam ne moo leen di permettre ci diir bi ñu ko soxla ginaar bi toll noonu ginaar bi joxe poids boobu yooyu yëpp mu nekk affaire yoo xam ne dañ ko calculer bokkul nag ak sunu ginaar yi mën nga toog at doo am 1 kilo 500 wala 2 kilos. bon léegi li mu la bëgg laaj fii amul donc benn façon dundin. benn façon culture boo xam ne kii dana mën jox ganaar gi poids bi nga xam ne moom ngeen soxla si yi ngeen di defar yéen. si am na. li ma bëgg a wax ban la boobu. li ma mën a wax foofu mooy institut yi ngi ciy liggéey ISRA mi ngi ciy liggéey ITA liggéey na ci école vétérinaire dañ ciy liggéey école bu Thiès aussi ENSA de Thiès aussi liggéey nañ ci mais xam nga li ñuy wax ci kuréel yooyu noonu moom il est bon que ñoom ñuy collaborer pour que ñu mën a am nutrition animale bu yomb mais loolu aussi du man maa koy décréter du man maa koy décider kuréel yooyu au niveau de étatique lañ koy la ñuy décider lu ni mel mais di wax ni rek ñun li ñu gën a sonal mooy que li ñuy soxla ci mboq bëyeguñ ko ci dëkk bi boo xoolee ñun ci filière avicole bi li ñuy soxla rek ci mboq ñi ngi soxla valeur u 55 000 tonnes moom la ñuy importer chaque année. mais kooku barewul. 55 000 tonnes. waaw moom la ñuy importer chaque année pour aviculture Sénégal. d'accord loolu yëpp dafay dem ci nutrition animale boog lu ci ëpp. day dem ci usines yi pour ñu defar ko def ko aliment volaille mais loolu état bi war na mën a teg ay pexe teg ay jéego yi nga xam ni chaque année ba ñu mënul béy sax 55 000 tonnes ñu jéem a béy 5 000 tonnes di ko yokk di ko jaay industriel yi parce que ñoom loolu moo leen gënal industriel yi bu boobaa dootuñu ne maïs bi dañ koy importer Brésil maïs bi yokk na wala amuñu bateau bu ko indi Sénégal parce que yu mel noonu lañ ñuy opposé bateau bu koy indi Afrique amul wala bateau yi dafa cher wala fret bi dafa cher. mais selon yow lu tax industriel deful comme ni nga wax. Je pense que dafa am ay conditions yi nga xam ne état bi aussi moo ko war a teg pour inciter nit ñi ñu dugal foofu seen xaalis xam nga bu état bi tegul par exemple xam nga ñun bu ñu tëjuloon frontières yi ñun duñu fi nekk duñu produire 60 millions de ginaar mukk ci àdduna dañoo tëj frontières yi moo tax parce que lu ñu munti def tubaab bi ñooñu ko dàq liggéey ginaar ñooñu ko dàq fuuf. ñooñu ko dàq liggéey. fuuf du benn sax. tubaab bi seen ganaar moo gën neex bon suñu ganaar. non gënul neex. c'est-à-dire bu may wax en terme bu dàq liggéey mooy en terme de quantité ñoom la ñu mën a def ko mu dikkee leen njëg bu néew ñun amaguñu capacité yooyu peut-être que am nañu am technicité yooyu mais capacité financière yooyu ñu yoruñu ko. xam nga technicité bi aussi mi ngi fi ingénieurs yi ñi ngi fi chercheurs yi ñi ngi fi mais ñun lu ñuy wax mooy mu am corrélation ci service yooyu noonu nit ñi di liggéey recherche bi ñu développé ko mboq bi ñu mën ko béy fi parce que Sénégal ñàkkul ndox moo ñu wër mais la moo tax waruñu mën a béy fi mboq pour jox ginaar yi
mais industriel yi nag lu ñu wax ñoom am na lu ñu si wax. waaw am na industriel yoo xam ne commencé nañ ci dugal seen loxo mais ñi koy def tamit boo xoolee superficie yi ñuy béy mboq Sénégal dafa néew. Bon on est dans les moyennes sous-régionales hein. On est à des superficies de 3 hectares 4 hectares maximum mooy moyenne bi sous-régionale mais ci superficie yooyu noonu ndaw na te les rendements à l'hectare aussi sont de 4 à 5 tonnes hectares c'est ce qui est très peu 2 à 3 tonnes astafurlah 2 à 3 tonnes hectares alors que Mali bi à côté des fois dañuy avant seen crise bi ñu ngi nekkoon à 6-7 tonnes hectares Burkina même chose. fii production annuelle bi fii mboq ñaata lay à peu près. mënuma la jox chiffre bu exact mais à peu près je sais pas je sais que juste que ñun sunu rendement à l'hectare on est à des rendements de 2 à 3 tonnes hectares loolu mooy sunu rendement superficie yi aussi yi ñuy liggéey ci mboq ay superficie wu 3 hectares la 4 maximum ñi nga xam ne dañuy def superficie yu gën a mag maïs doux bi la ñuy def maanaam mboq bi nga xam ne nit ñi dañ koy lekk mooy yi ñuy def ci pot yeeg affaire yooyu pour nit ñi lekk seen i kër loolu mais amaguñu ay superficie yi nga xam ne day def 300 hectares 400 hectares 500 hectares pour nit ñi nga xam ne dañuy béy maïs pour def nutrition animale loolu amagu fi. kooku kenn defagu ko. defaguñ ko dégg nañ ci ay jéego dégg nañ ci ay gars yu ci teg ay kii pour commencer ko liggéey mais gisaguñu ku ko def mais liy gën liy yóbbu filière avicole ci kanam mooy que yu mel noonu mu mën a ne. yu mel noonu am. léegi donc ñun maïs bi nga xam ne ñun moom la ñuy bay. noo ko tuddee waat encore léegi ndax da nga ni maïs bi pour nutrition la. bi ñuy béy moom pour noo ko tuddee. bon mooy maïs doux mooy bi nit ñi di def pour lekk moom la ñuy béy boo demee ay Saint-Louis dans le Waalo ak yu demee noonu. kooku moom Sénégal li mu def naa. boobu def naa daaw li nga xam ne moom lañ si am def naa ñëw nañ ba boor doon def naa près de 400 000 tonnes. 400 000 tonnes mais boobu export la de gars yi dañu ko exporté de duñu ko bàyyi fi dëkk bi de. boobu moom lañ joxe woon. waaw boobu dañu ko exporté. boobu nga xam dañ koy lekk te war di ko toog ay gusi màkk ak ay yeneen ak yu demee noonu. waaw yooyu moom dañ ko exporté yooyu moom defaguñ ko ci lekku jur gi. waaw mais léegi li ma bëgg laaj. est-ce que jur gi mën na jëfandikoo. maïs boobu. nga xam ne mais bien sûr parce que dañ lay wax ci conditions yi pour importer mboq boobu mu ñëw pour indi ko ci bateau yi pour mu ñëw dañ lay wax mboq boobu il faut mu nekk qualité ba nga xam ne nit mën na ko lekk. ah bon ah mais oui. mais donc ñun suñu mboq bi nga xam donc ñun dañ koy produire te nit di ko lekk mais lu tax bon dañ koy utiliser pour defar. mboq fii noppal seen bopp. bu nekkee nit nga ko mën a jaay mu gën a cher. doo ko jox ki nga xam ni boo koy jox ki nga koy jox pour jur gi du warul mën a tolloo ak. donc affaire importation bi donc parce que moins cher la loolu tax nu wàcc fi mboq bi ñuy bay fii di xëcc mboq ba jógee. bi bon déjà moins cher na mais déjà aussi quantité yi ñu soxla ñoom industrie boo jëlee ñoom juróom ñi fi nekk rek quantité yi ñu soxla Sénégal bayuñu ko. ah mais fii ñuy bay ay 400 000 tonnes moom laa la wax léegi. 400 000 tonnes Sénégal. si man ay bor yooyu àgg na fa mais du temps Abdoulaye Wade xam nga lancé woon na fi projet kii la. 1 million de tonnes yu demee noonu ay sésame ak yeneen kii yu demee noonu yooyu. mais maïs bi di temps bi Farba nekkee ministre de l'agriculture temps boobu. li nga xam ni moom la statisticien yi nekk fee. daal di génne woon. bien que état bi li mu doon wax yëgoon na sa kaw defe naa 600 000 tonnes mais chiffre yi ñu mujj avancé moo doon 400 000 tonnes ba Fiara sax génne woon ko également. ok mais di wax ni rek aussi xam nga toujours industriel li ñu lay opposé bon benn peut-être dañu ne njëg bi moo fële la gën a yomb. di wax ni aussi rendement à l'hectare foofu la gën a bëri dëkku bitim réew la gën a bëri mais di wax ni aussi propreté maïs bi maanaam mboq bi set bu mu war a set impureté yi bu ci bëree dafa am benn proportion boo xam ne moom lañ la ci may bu ko bëree duñ ko jël yooyu yëpp dafa nekk ay produits yoo xam ne bu ñu ci jotee dañ koy déclassé maanaam bu ñu ko déclassé dañuy wàññi njëg bi comme gerte bi rek ni ñuy defee ni ñuy waxee gars yi moom la abattement ay taaraare yu demee noonu mais loolu ci mboq bi aussi daf ci am donc industriel du ñu nangu nga indi leen mboq ba nga xam ni bu duggee seen machine yi day yàq seen machine ñu am ay pièces yi nga xam ne da ci jar ay centaines de millions loolu duñu jël risque yu mel noonu. waaw mais kooku liggéey la rek. du fekkee ne kañ fa nga xam ne mooy. liggéey la santé production bi teg nañ fa matériel yi nga xam ne d'abord moom mooy criblé. voilà liggéey la moom. criblage bi duñ ko defee ensuite. mais xam nga industriel bi aussi dafa nekk nit bi nga xam ne dafay investir pour am xaalis du investir fa nga xam ne daf koy wër ni fii daf fay ñàkk xaalis donc il faut que état bi aussi teg ay yoon xàll ay yoon yi nga xam ne ku ci ñëw ku ci def sa xaalis ku ci def dërëm di nga gis ñaar dërëm wala nga gis juróomi dërëm loolu la ñuy wax ñun ci filière avicole bi état bi am na affaire yoo xam ne war na ko def parce que yenn doole yi nit amu ko état moo ko am parce que état fu mu mën a dem lépp man Serge mun moo fa dem lépp xaalis donc loolu dafay nekk liggéey yoo xam ne état da ko war a teg mais aussi mu nekk liggéey boo xam ne nit ñi dañu koy def en partenariat entre les ministères là il faut ñu collaborer moo gën ku ci nekk di liggéey côté am parce que daf ñun aussi daf répercussions yi dañu koy yëg. kooku daal liggéey état la quoi. waaw.
mooy fàttali mbokk te fi na nekk juróom-ñaari waxtu teg na juróom fukki minutes ak juróom ngeen topp seen émission waar wi koo xam ne bëgg na bokk si waxtaanu ganaar gi kooku war na mën na woote si 88 628 98 98 sànq production laa la waxoon lu tax fii loolu mu nekk loo xam ni mën nañ ko def naa léegi si loolu léegi mën nañ ko tëj. mais am na leen loo xam ne également laajoon naa la ko ñi nga xam ne par exemple xamul lu ñu koy tuddi peut-être agro business comme ni ñu koy wax dans le secteur agricole wala leneen. ñi nga xam ne dañu jóge bitim réew ñoo toog fii di liggéey. ñooñu mais seulement xanaa ñoom du ñu ñëw daal ni man liggéey bii laa bëgg a def war nañ leen mën wax tam bon mën na leen bàyyi ngeen ñëw liggéey mais li fi ñu soxla ngeen liggéey fa mooy pàcc bii fii par exemple dañ fi néew doole reproduction yow jëlee lii yoo xam lii à couver jëlee lii wala xam lay jëlee lii wala ñoom dañ leen bàyyi rek ñu dugg def lu leen neex daal di concurrencer sax les producteurs sénégalais ba pare sax jaay encore sur le marché comme ça ba pare gën di dem. non yu mel noonu am na parce que agro business bi noonu lay def si côté oignon bi de. dëgg la ñoom non seulement dañuy béy fii mais dañuy jël li ñu béy di ko jaay waat si biir dëkk bi te principalement seen ay Auchan yooyu dañ koy jaay. waaw mais xam nga rek xam nga tubaab yi yenn moyens ñoom la gën a yomb mais aussi sunu état moo war a am personnalité di def di wax fu muy sooxee ñu jàppale ko foofu. am na ku nekk si ligne bi salaamaaleykum mbokk bi allo allo. dem na. waaw mais yéen duñu waxee rek ngeen état bi. waaw mais yéen bu leen fàttali ni yéen itam ay kuréel ngeen. mais ay kuréel lañu. mais dama leen bëgg wax yéen itam am ngeen ay. droit yoo xam ne ay force de proposition yoo xam ne dañ ko war def état waaye dafa leen wóor ne état dafa xam lépp si affaire bi mais yéen ñi seen liggéey état xamul lépp waaw moom mi ngi noonu non xamul si sax daal yéen a koy woon lii ak di ko woon laa ñoom tam nuy seet naka nuy def moo tax ñu am interprofession voilà moo tax ci biir interprofession ñu tënk ñu liggéey li ñuy wax mooy plan de relance bi ci plan de relance boobu noonu am na ay digle yu ni mel fa nga xam ne ñun dañ fay sooxee ñu wax ni fii kuy bëgg a investir fii ngay investir fii ngay jàppale par exemple sànq maa ngi lay junj sànq ne la da ngay tabax maanaam usine bi nga xam ne par exemple da ngay toj ne ni def ko cuuj maanaam couvoir di la wax ni pour defar couvoir li doon yoon mooy loolu ay digle la yoo xam ne mi ngi ci plan de relance bi pour defar couvoir li yoon mooy nga am en amont nga am élevage de reproducteurs pour rek nga bañ a dépendre au moins ci benn pourcentage pour rek nga bañ a dépendre ci importation mais yu digle yu mel noonu aussi mën nañ ko digle industriel ne la ren yu mel noonu tamit digle nañ ko ci plan de relance bi bu nekkee dañuy soxla da ngay béy mboq jaadu na nga investir par exemple pour tant pour cent sur le marché local wala nga jënd boog tant sur le marché local parce que boo xoolee defar aliment bi kii la rek optimisation la. du mboq bi kese mooy dugg ci fabrication aliment bi am na yeneen produits yu bëri man gis naa ni am na ay une cinquantaine de produits yoo xam ne ay sous-produits yoo xam ni. boo da nga koy def ci da nga koy boole. li ma jaaxal mboq mi dañ ko def benn produit essentiel mais est-ce que fii ñun suñu dëkk amul par exemple à partir de gerte wala yeneen yi nga xam ne yoo fi nekk wala xaw ma dugub ak xaw ma lan ñu transformé ko ba pare dolli si leneen ba nga xam ne dina mën joxe loo xam parce que affaire itam recherche rek la est-ce que recherche sax daan ko def si fànn boobu. waaw recherche yi ñu ngi koy def nag loolu moom ci wàllu nutrition animale moom ñu ngi koy def man am naa information ko comme quoi NSACS liggéey na ci ITA ISRA ñu ngi ciy liggéey même école vétérinaire université mi ngi ciy liggéey. lu ñu trouvé. bon ñoom dinaa leen bàyyi ñu waxal seen bopp lu ñu gis mais am na d'ailleurs à l'INSA de Thiès man information bi ma am ñoom créé nañu benn variété de sorgho bi nga xam ni c'est sans tanin moo xam ni dafay yokk vraiment qualité nutrition animale bi ci élevage su ginaar. du fi ñàkk de. am na c'est un certain professeur Ndiaye je pense moom moo def les recherches là mooy donc yooyu yëpp dafa non voilà dañu ñun aussi Sénégal li ñuy soxe lu ëpp ci loolu dañu dul la recherche ne bénéficie pas de financement wala bokk su financement amee as tuut la ma ci xam lu néew la te recherche ñëpp xam nañ ni résultat yi du loo xam ne c'est immédiat c'est sur la durée donc yooyu am na du mboq bi kese boo gisee ñuy wax ci mboq bi c'est parce que c'est un aliment hautement énergétique loolu la mais am na hautement énergétique maanaam dafa bëri ferñeent yi nga xam ne vraiment dafa baax ci suuxat ginaar bi sàllaaw fii am na fi de am na di wax ni aussi am na yeneen sous-produit par exemple am na benn produit yoo xam ne compagnie sucrière mi ngi koy defar maanaam bu ñu wolee canne à sucre bi ba pare ba ci génnee produit boobu pour def essence mu ñuy wax éthanol mais am na lu ñuy wax drèche de canne à sucre mais drèche boobu noonu dañ koy dugal ci aliment nutrition animale pour ginaar yi ak pour yeneen jur yi donc yooyu yëpp ay kii la yoo xam ne dañ ko mën a am fii dañ koy jël di ci liggéey ça permet en même temps de créer des emplois. léegi dama la bëgg laaj benn question du fekkee par exemple dañuy jël Maroc bi nga xam ne jot nga fa dem et cetera. ñoom seen lekkum seen xont. lan moo ko composé.
lu ci est-ce que ñoom du fekkee ne am na maïs est-ce que maïs boobu ñoom ñoo koy defaral seen bopp. non non lu ci ëpp ñoom seen mboq États-Unis lañ koy jëlee ñoom dañu am ay convention yu ñu liggéey yu ñu am ak benn kuréel bu mag bu nekk États-Unis bu tudd US Green Council ñoom la ñu amal contrat ce qui fait que lu ñëw ci mboq Maroc dañ koy jël c'est que nag da ngay def différence entre Maroc ak ñun Maroc amatul élevage yu ginaar buy def 5000 amatul Maroc élevage bi gën a tuuti day def 20 000 25 000 jëm kaw élevage en terme d'effectif maanaam ay ginaar ñun tollooguñu foofu ñun da ngay gis koo xam ne yor na këram daf jënd benn carton poussin wala ñaari carton poussin bon c'est vrai que loolu am na fu mu baax mais aussi am na loo xam ne dafa yàq parce que aussi aviculture Sénégal luñ ko protéger am na foo xam ne aussi dafay sooxe. may moo def naa am na ku nekk si ligne bi salaamaaleykum mbokk mi allo. aleykum salaam. sëñ bi da nga tudd ak fooy wootee. waaw ñu ngi ziar man la Babacar Sarr secrétaire général bu fédération nationale des mareyeurs du Sénégal. Babacar ñoo ngi lay déglu. ça va bien Makhtar. ça va alhamdulilah ñoo ngi dellu ziar. waa di ziar sama frère Serge. Babacar maa ngi lay ziar vraiment di ko nuyu bu baax a baax di ko encourager vraiment. merci. dégg nañu waxtaan bi vraiment ak contraintes yi ngeen xam difficultés yi nga xam ne yéen a ngi koy rencontré ci secteur avicole bi. merci. waaw ñu ngi leen di vraiment presque soo xoolee dañu xaw niroo ay jafe-jafe. parce que vraiment volonté politique bi manqué na ci lool. pour que vraiment ñu mën dem juste surtout concernant aliment bi. surtout man foofu laa bëgg a waxee. parce que ci pélagique bi mooy jënu yabay bi. souvent des fois sax peut-être dégg ngeen ñuy wax farine de poisson yi. souvent dañ koy dundale ginaar yi surtout suñu mbokk tubaab yi. mais vraiment foofu tim je crois que war nañ ci def ay gëstu malgré ci wàllu mboq mi ci wàllu yeneen céréales yi war nañ ci mën a état bi war na ci mën a jël ay mesures pour encourager baykat yi pour que ñu ciy produire au maximum pour couvrir vraiment les besoins yi nga xam ni usines yi dañ koy am. mais tim ci wàllu parce que ci wàllu pélagique bi tim war nañ ci mën a xalaat pour jàppale suñu parce que su fekkee ni am na ay excédent ci pélagique bi war nañ ko mën a exploiter transformer ko pour que vraiment suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci secteur avicole bi ñu mën ci profiter. parce que man du ma mën a vraiment c'est extrêmement difficile suñu ay étrangers yi ñëw di jël suñu pélagique bi di ko transformer di ko dem dundul seen i ganaar wala yeneen mala. donc vraiment loolu c'est un peu paradoxal. donc encore une fois Serge maa ngi lay encourager. merci di ci loolu vraiment ngeen jéem a toujours rek rechercher la solution mais tim dynamique unitaire bi ñu bokk ko. ñu xool au niveau du CNCR nan la ñu mën a xalaatee. pour vraiment jéem a jàppale secteurs yi quoi surtout les secteurs les piliers muy secteur primaire bi di agriculture élevage pêche donc encore une fois maa ngi lay nuyu encore di ñaan vraiment yal na yàlla àggale mbébét yëpp te difficultés yi vraiment ñu surmonter ko mais ñu gën a booloo pour mën a vraiment relever les défis ensemble encore une fois maa ngi lay remercier. merci beaucoup Babacar maa ngi lay gërëm merci. jërëjëf. voilà merci beaucoup Babacar Sène moom mi ngi nekk CONIPAS je pense que mooy secrétaire général bi et cetera di yëngu si wàllu pêche ak yu demee noonu mais toujours c'est le secteur bi nga xam ne moom primaire moom defe naa moom agriculture pêche élevage ak yooyu moom amul lu ko ëpp solo si dëkk ndax moo amee réew moo amee comme ni ñu koy wax moo amee suñu biir. dëgg la sànq yaa ngi doon expliquer tuuti bi ma la laajee si affaire Maroc fu ñu jógee seen maïs nga ma wax ñoom dana am contrat ak États-Unis yoo xam ne waaw dañuy importer lépp dañ koy importer ci mboq lépp la ñuy importer Maroc donc te ñoom boo xoolee heure bii may wax ak yow ñoom ñu gën a yombal aliment te américains yi jàppale nañ leen jàppale bi nga xam ne tey seen interprofession am na doole bi nga xam ni ñun ñi ngi lëkkaloo ak ñoom pour aussi def jéego ñoom yi ñuy def parce que yóbbu nañ fa ay aviculteurs ci formation yóbbu nañ fa ay vétérinaires pour formation tey jii dañu war a lëkkaloo ak ñoom ci sunu centre de formation de référence bi nekk Diamniadio pour former aux différents métiers de l'aviculture am na ay jeunes yu bëri waaw am nañ fa centre mais aussi am na lu ñuy wax ay centres satellites yoo xam ne benn bi mi ngi Saint-Louis école d'élevage benn bi mi ngi Diembéring en Casamance ak fii au niveau du centre de Mbao dirigé par docteur Diouf yooyu yëpp ay centres yoo xam ne dañuy former aux différents métiers de l'aviculture donc di wax ni rek nit ñi ngi def ay jéego mais loo gis aussi formation bi daf ci baax te loolu noonu IPAS interprofession bi réeréwu ko mbir bien sûr loolu moom c'est clair bon
léegi bi ñu jógee nag foofu ma question ba ma nga xam ne moom laa tegoon sànq laa bëgg nga dellu si ñi nga xam ni ñooy étranger yi fi nekk. exactement lan la ñuy def fii surtout mooy ñi nga xam ni français marocain voilà ñooy exactement lan lañ leen ubbil comme marché nu koy def. ak seen toggin fii est-ce que yéen ñii ngeen xam ni yéen fi nekkoon depuis 2005. bi nu ngeen di liggéey ba tey jii ak. 500 000 travailleurs daal di fi nekk. ngeen àgg ba 50-60 millions de sujets par an. ban impact la ñuy agsi tey jii am si yéen. waaw question bu pertinente di wax ni rek Sénégal benn dëkk la ci àdduna. c'est on ne peut pas mënuñu vivre en autarcie ñun kese bañ ne dañuy def lépp du ñu liggéey ak kenn donc ubbi ak tëj du man maa ko yore. état mooy xool fa ñuy sooxee wala fa ñu am problème mu bàyyi nit wala déet mais toujours est-il que damay fàttali ne rek que sociétés yooyu bu ñu ñëwee installé il faut ñu fàttali ne ce sont des sociétés de droit sénégalais ay sénégalais ñoo ciy dugal seen xaalis ñoo ci dugal seen koom-koom donc est-ce que yoon la ñu écarter leen wala est-ce que yoon la ñu ne du ñu ñëw wala bu ñu bañ a ñëw. parce que ku ci nekk rek may ma tuuti am na ku nekk si ligne bi. salaamaaleykum mbokk mi allo allo allo. waaw daan dellusiwaat. léegi waaw agréé yaa ngi doon wax société yooyu nga xam ne du ñu accès. di wax ni société yooyu rek bon dañuy ñëw aussi mottali li fi ne. ñëwuñu aussi pour yàq ci man as tuut la ma ci xam. donc dañuy liggéey ak sénégalais te ganaar yooyu ñuy def aussi bu ñu ko defee aussi sénégalais yi lañ koy jaay sénégalais yi ñoo ko ci jëluñu ginaar yooyu exporté ko maanaam. donc loolu man damay wax donc ñi fi nekk dañuy defar ganaar fii ñoom. am na ñu fi nekk di defar ginaar ci étranger am na. ba pare daal di jaaywaat fii si biir Sénégal dañuy defar fii dañuy élever fii seen i ginaar jaayee fii seen i ginaar waaye fii la ñuy jënd aliment. waaye fii ñuy jënd aliment fii la ñuy jënd seen i aliment aliment bi jéggaanewuñu ko. bon à part ñi nga xam ne ñoom donc dañuy defar ganaar fii. yan xeetu ñoo fi nekkaat yoo xam ne ñoom dañuy liggéey fii di defar par exemple benn si chaîne de valeur bi ñu see yëngu lu dul defar ganaar par exemple. wala reproduction bi moom kooku amagul moom. production am na. abattage bi am na transformation bi. non reproduction bi. reproduction bi am na benn étranger bu fi nekk di ko def. mais ba tey moto ba tey des na lu bëri. des na lu bëri parce que maa ngi lay wax sànq suñu production nationale à la limite elle atteint difficilement 20%. donc est-ce que kii si leen bokk ay sédiments ak ay. sédiment day def ay OAC day def ay OAC mais ba tey des na. donte moom ci yu mag yi la bokk mais des na lu bëri parce que amaguñu autosuffisance nationale bi ñu bëgg. te loolu mooy tax filière bi gën a jëm ci kanam loolu mooy yokk koom-koom ci acteur filière avicole bi loolu mooy créer aussi de plus en plus d'emplois mais des na suñu production nationale ñi ngi ci jafe na mu egg si 20% ci œuf à couver. Autre chose également à part sànq prix bi nga xam ne moom lañ doon wax defe naa si seen ay ñaxtu dégg nañ si lu mel na affaire wér-gu-yaramu kii bi sujet yi ngeen di defar. waaw wér-gu-yaram sujet yi xam nga dafa am période bi nga xam ne bañ ci tolloo maanaam ñay def poussin yi tri bi day des maanaam dañ ko war a tànn balaa ñu koy joxe xam nga bu ñu par exemple ñi ngi jëm nii ci mise en place su korité donc nu poussin yi génnee rek dañ koy joxe noonu tri bi duñ ko def na mu waree. donc loolu duñ ko seetaan xool. duñ ko tànn exactement maanaam tànn duñ ko tànn. lu génn rek dañu jël lu génn def ci kees yi mais ce qui veut dire que donc moom gars yi am nañu. waaw des fois nag nga xam sans pour autant am ñoo xam ni dañuy nekk di xool affaire bi naka la ak yooyu. xam nga filière bu nekk nag ak ñi nga xam ne dañuy def naka sudul noonu yooyu day nekk lu am. mais pour la santé des populations il faut faire attention également. waaw néew na quand même mais bon ginaar yooyu en général boo xoolee seen durée de vie du doon lu gudd trop. souvent dañuy dee en cours de chemin maanaam ci biir bande bi te loolu aussi ay day faagaagal aussi liggéeyu producteur bi parce que moom nekkul fa ñuy tànnee ginaar yi nekkul fa ñuy ñaxee ginaar yi moom lu mu am day dem yore xaalisam dem jënd carton poussin am ñëw yar ay ginaaram léegi nag kooku aussi il faut mu am benn formation ba nga xam ne moo koy permettre mu war a mën a gérer ginaar boobu pendant les 45 jours yi nga xam ne moom la ko war a yar voilà. te sur ce plan là côté boobu ñi nga xam ne ñoo war tàggat wala ñoo war amee xam-xamu garab yi wala yu demee noonu yooyu dafa néew tam également si fànn boobu. bon mënuma wax ni dafa néew parce que garab yi lu ci ëpp dañ koy importer donte am na as tuut lu ISRA di defar mais ñi quand même am nañu ay vétérinaires yoo xam ne ils sont suffisamment compétents pour liggéey ci loolu ñenn ñi sax ñi ngi ci biir ñi ngi accompagner loolu moo tax boo seetee quelque part filière bi toll fu mu toll parce que vraiment am nañu accompagnement wu vétérinaire yi parce que ñoom ñi ngi ci biir ñi ngi liggéey ak nit ñi. amul vétérinaire boo ci woo ne ko dama am problème sangam mu lay tànqam lu non mais dañuy jàppale gars yi donte nag lépp kiiwul dañuy ñafe rek pour que affaire yi gën a ñu gën ko améliorer.
waaw seen plan boobu ngeen doon xam nga PRAVIS ak yu demee PRAVIS plan de relance pour l'agriculture sénégalaise. voilà te ngeen def si ay kii est-ce que yii ngay wax nii surtout en matière de santé toujours ngeen di am recours produit yi ngeen ko soxlaa toujours il faut que ngeen dem bitim réew pour indi ay garab yu demee noonu est-ce que def ngeen si ay genre projet la yooyu pour que fii comme ni ñuy waxee léegi dañu bëgg avec corona bi et cetera dooleel structure sanitaire yi mën tam dem si fànn boobu parce que comme ni ngeen ko waxee l'économie avicole mais c'est extraordinaire. c'est extraordinaire effectivement nekk na ay digle yoo xam ne mi ngi ci biir plan de relance parce que boo gisee def nañ ko ñu yóbbu ko en conseil des ministres président Macky Sall accepté loolu ba tey jii ñi ngi génnee financement pour relancer pour defar pour financer plan de relance boobu d'ailleurs sax ñi ngi financer partie système d'information bi ci plan de relance parce que système d'information bi dafay permettre ñu xam kan ak kan moo nekk ci filière bi kan mooy def lan parce que loolu aussi dafa am solo ñu am cartographie filière bi ak yooyu yëpp parce que aujourd'hui tey Sénégal ku mu neex nga yar ginaar fu la neex nga yare ko yooyu yëpp. c'est pas interdit quand même. c'est pas interdit mais quand même doo ñëw fekk sàll tabax këram nga ñëw ci buntu kër gi nga defal foofu sa poulailler nga ne terrain bi maa ko moom voilà loolu. non boobu moom dañ ko tere moom. boobu waaw et puis aussi dëkk ak jur gi aussi dañ koy yoon da koy tere te pourtant nit ñaa ngi koy def. il faut que nit ñi am lu lekk. waaw bañuñu mais day baax aussi nit ñi dox ak yoon di def li yoon digle parce que aussi boo gisee ñu koy tere dafa am lu tax. tey feebar yi bëri na ci dëkk bi. te yu ci bëri am na toll nañu feebar yi nga xam ne am na ci toll nañu ci fi nga xam ne dañuy amee feebar yoo xam ne day jóge ci nit dem ci mala wala jóge ci mala ñëw ci nit. mooy li sama mbokk vétérinaire yi wax ay zoonoses donc yooyu dafa nekk affaire yoo xam ni il faut ñu xool nu ñu ko wàññee au maximum. oui parce que mais pour ñu koy wàññi également dafa am loo xam ne tam il faut que dañ koy teg du fekkee noonu wut nañu prévoir nañu ay zone yoo xam ne dañuy wax uniquement kii pour élevage ba pare na jéem inciter nit ñi pour ñu dem fa mais dans ce cas là dana yokk mais buñ ko teree nii rek sans pour autant tawale nit ñi bon lii duñ ko tëjee fii mën am na foo xam ne mën ngeen fa dem affirmatif mooy sànq li ma la doon wax si njëlbeen ne Sénégal dañuy tàmm di def la charrue avant les bœufs ñun aviculteurs yi ñu ngi laaj des zones d'exclusion avicole nga xam ni aviculteurs yi fa la ñu mën a dem yari seen ginaar mais loolu amul Sénégal mais kooku ñàkku fi mais zone yooyu tey zone bi nga xam ne moo gën pour def élevage Sénégal pour def aviculture précisément mooy c'est la bande de Niayes mais bande de Niayes boobu tey ñu ngi koy xëccoo état mi ngi fay tabax tali. waaw mais lu tax di nga xëccoo. non c'est-à-dire li fa nekkoon ci ay tool li fa nekkoon ci ay poulailler lu ëpp ñu ngi tëj. pourquoi parce que kër yi jege na sës na tool yi sës na poulailler ba nga xam ne mais mënatuñu nekk te nit ñi wax kër day dàq tool. daanaka kër yi mooy tabax yu bari yi fa nangu. waaw tabax yi état bi mi nga tabax tali. àll bi ñu ngi koy dagg pour xàll yoon yi donc yooyu yëpp dafay nekk nit ñi dañuy mujj pousse donc boo xoolee tey Dakar de plus en plus fi ñuy produire fi ginaar yi nekk mi ngi gën di sori te buy gën di sori aussi ginaar yooyu buy egg si Dakar njëg bi day yokk yooyu yëpp day nekk ay affaires yoo xam ne day gàllankoor élevage zone bi gën ci pour def élevage au Sénégal actuellement c'est la bande des Niayes c'est sur la grande côte moo commencé Kër Massar Malika dem ba entrée Saint-Louis donc yooyu c'est la meilleure zone pour faire de l'élevage mais actuellement zone yooyu yëpp fi mu toll nii gars yi ñu ngi koy ñàkk donte man gëm naa ni bokk naa ci ñi nga xam ni gëm nañ ni du amul fu ñu mënul def aviculture mais il faut nga créer par exemple microclimat balaa ngay def foofu élevage quand même y a un minimum wala boog nga def ay bâtiment à dynamique. mbokk auditeurs yi nga topp seen émission Waarwi tey jii nuy waxtaan si ganaar ak mbirum difficulté yi nga xam ne moo si nekk ak tam projet PRAVIS ak naka lañ war def pour suqali li nga xam ne moom mooy secteur bi ak yu demee noonu fi nekk juróom-ñett waxtu teg na fukki minutes ak ñett du fekkee bu ngeen bokk si émission bi mën ngeen woote 88 628 98 98 waaw léegi ñuy ñëwaat si li nga xam ni parce que des fois dañuy di wax loo xam ni. ñu duñ ko déggee sax doon wax noo xëy na nguur loolu warul mën xalaate nu demee noonu. loo xam ne par exemple mbirum lekkum réew mi la. te loolu nekk si lu am importance également ak si wàllu xëy ak dundin géeg yooyu yëpp. waaw mu jaral leen nuy. yàq comme léegi ni nga ko waxee microclimat bi nuy tax ba dootul am wala nuy tax ba nga xam ni ñi daan yefal ganaar dootuñu am fu ñu koy yefalati bay dem ay zone yoo xam ne duñ deful nànk duñ jaay ganaar tey jii kenn dootu ko mën sax jënd si biir Dakar mais loolu dafa nekk loo xam ne dafa doy waar te kooku xel may nguur mën ignorer lu demee noonu yooyu mais est-ce que yéen également daa ngeen wër nguur que lii nga xam ne moom ngay def fi lekk sa kanam. dana fi jur loo xam ne si wàllu lekk doo defal nànk yëfal ganaar dootul nekk loo xam ne lu am solo la. waaw ñu ngi leen koy wax ñu ngi def ay kayit di leen ko jébal. ñoom ñuy dëgër bopp rek di woy si lu ñuy def. bon mënuma wax ni dañuy dëgër bopp. xam nga Sénégal moom tout est pressé tout est urgent. waaw mais am na nag loo xam ne question biir la. question biir la moom. voilà ma seet dafa mel ne am ko ñu ku nekk si ligne bi salaamaaleykum mbokk mi allo. allo. sëñ bi da nga ko tudd ak fay wootee.
man Abdoulaye laa tudd mais maa ngi woote fii ci zone des Niayes bi. Abdoulaye ñoo ngi lay déglu comme ni ko saa waxee. waaw ñoo ngi lay déglu. voilà merci beaucoup vraiment émission bi am na importance trop am na solo. jërëjëf et que filière bi comme ni ko saa waxee rek wax na dëgg malheureusement état bi war naa mën a gën a comprendre filière bi ak importance bi mu am ci économie nationale bi. au-delà de l'économie. dafa am leneen lu muy engendrer. mooy day fexe ba tey ji élevage bi. ndax bu suñu cheptel bi. nu ñuy consommer ñun de la viande. egg na fa niveau boo xamante ne bii gis nga dañuy obligé di jëgaani ay nag ak ay xar yu kenn xamul. tout simplement parce que consommation bi moo forte. waaw. alors bu fekkee par exemple tey état bi tey développé woon na filière avicole bi. dugal ci loxo bu baax ba nga xamante ne bii tey jafe-jafe yi ñuy jànkonteel yëpp du am. ginaar dootul nekk un luxe mais xamante ne ni ginaar luxe la woon léegi mais dafa gën a nekkaat luxe. ah oui. dafa gën a nekkaat un produit de luxe parce que lii buñ demoon ba ginaar nit ñi mënoon ko jëndee 2500 ça veut dire que donc ki yore 3500 bu mën na togg ginaar. mais buñ demee ba nga xamante ne bii léegi pour nga mën a togg benn ginaar il faut nga am 5000 6000 francs. ah déedéet mais alors ça pose problème. boobu kay dañuy léegi lan la ñuy def dañuy dem rabat waaw alors que état bi tey bu bëggoon tey cheptel bi tey dundaat tey. ñu préserver cheptel bi tey. dañuy fexe ba développer ginaar bi. d'abord comme ni ñuy wax ne moo gën a baax sur le plan santé. ñun moom la ñu gën di consommer léegi. c'est-à-dire donc kon état bi moo toog dugal loxo fexe tey ba. su fekkente ne bii dañu la matière principale muy le maïs la soit état defoon ko fi comme année bi ko fi Abdoulaye Wade defoon am na une année bi ñu ko fi def bu ko fi Abdoulaye defoon ci dans le cadre de la Guana la ñu amoon fi presque 500 000 ou 600 000 tonnes de maïs. Effectivement, oui. Mais loolu tey état bu ko defoon tey. ñu génnee ci tey li ñu bon 1 million de tonnes de maïs. Mais le problème c'est réglé. Politique agricole Brésil bi lan moo ko développé. Agriculture et élevage. jeex na tàkk waaw amul leneen soja. amul leneen Brésil amul leneen lu dul agriculture ak élevage. loolu rek la. ah. loolu rek la. mais loolu rek la donc volonté pour léegi nag maintenant tey comme le ministère de l'élevage tey waroon naa mën a fexe moom ba appuyer loolu. ba nga xamante ne bii dinañ ne mais attends ñun suñu cheptel bi il faut ñu préserver ko parce que ñun ni ñuy consommer ay les ovins les caprins les bœufs là ni ñu leen di consommer dafa ëpp. donc loolu nag li koy pallier moom mooy l'agriculture les poulaillers. loolu la effectivement. léegi nag état li mu war a doon def mooy saa yi li mu ko wax ni mu wax léegi vraiment maa ngi koy féliciter bu baax a baax parce que dafa maîtriser la chose là quoi. La zone de Niayes là c'est la zone la plus fertile la mieux indiquée pour que ñu def élevage surtout nag élevage bi nga xamante ne bii moom mooy day favorable à tout le monde à toutes les bourses. oui. parce que actuellement nii li may wax rek nee naa leen ponkali les grandes firmes là dinañ pousse malheureusement ñu ndaw yëpp ñu dem toog parce que affaire bi c'est devenu maintenant un produit de luxe un produit de capital pour investir et c'est vraiment dommage parce que ce qui est sûr et certain mooy bu fekkoon par exemple def nañ benn évaluation exhaustive def par exemple seet par exemple zone yëpp ñu recenser leen. C'est sûr que la filière là englobe plus de 100 000 personnes yoo xam ne ñu ngi liggéey ci affaire boobu. parce que boo ko jëlee ci usines yi. tu as vu. oui les provendeurs. jël ko ci usines yi defar les couvoirs. tu as vu wàcc si ba ci ñuy jaay aliment bi. les vétérinaires yi comme ni nga ko waxee effectivement les vétérinaires là vraiment macha allah. amul ci ñoom bu fekkoon ñëpp mel ni ñu moom vraiment filière bi tey waxatuñu ko. parce que ils sont prompts à agir. toujours donc loolu tey bu fekkoon par exemple tey nga xool ñun ñëpp ba ci ñu koy yar
ñuy baana ñu koy nii di ko jënd si ñu koy dem di ko jaay ñu koy nangam ainsi de suite ak tous les produits dérivés yi ci am. waaw une filière comme ça vraiment état war na taxaw na xoolaat ko. dugal ci loxoom bu baax a baax en tout cas vraiment ñu ngi félicité bu baax émission bi am na solo mais kii nu mu tudd sax ki nga invité. Sadio Serge. ah Serge Sadio. Salif Sadio. Serge Sadio. ah Serge Sadio mais Serge man bëggoon naa am sa numéro ah. après dinaa la ko jox. waaw après du pare nga ma jox ko du. voilà ma bañ a coupé quoi dégg nga. incha allah amul problème. les 15 minutes voilà vraiment merci parce que yow bëgg naa ñu coordonner parce que dinañu mën a waxtaan ci lu bare quoi. incha allah merci beaucoup. voilà parce que man je suis dans la filière là. merci beaucoup jërëjëf si sa intervention voilà muy noonu est-ce que am na loo bëgg wax si par rapport ak intervention. moom wax na lépp. parce que acteur filière bi la te li mu wax c'est extrêmement pertinent. Une filière comme ça donte ñi ngi créer 50,000 55,000 emplois tey loolu la ñuy wax loolu la statistique yi wax mais mën nañu ko wees parce que sànq maa ngi lay wax am na lu bëri yoo xam ni filière bi dafa sooxe lu bëri filière bi dafa sooxe tey da ngay dem ci maanaam ñi yore unité de transformation yi maanaam ñiy suqi ginaar yi ak machine bëri na ay jeunes yu ciy liggéey bëri na car macha allah maa ngi xalaat sama mbokk yi nekk Kër Massar Malika ak yu nu mel ñu bëri man dam ci doon liggéey mais dañuy générer lu bëri ci ay déchets maanaam moo xam butitu ginaar yi la moo xam dunq yi la mais yooyu yëpp ay sous-produits la du ay déchets. ñoom en principe dañ koy suul. wala ñu yóbbu ko mbëbës. te loo xam ni yoon da koy tere. le code de l'environnement l'interdit parce que c'est pas des déchets ménagers. voilà am na ku nekk si ligne bi ma seet ko salaamaaleykum mbokk mi allo. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam mbokk mi fooy wootee ak nooy tudd. sëñ Makhtar maa ngi lay ziar bu baax. Fallou Samb. Fallou Samb avis. Fallou Samb na nga def. maa ngi lay ziar bu baax. waa yaa ngi si jàmm ñoo ngi lay delloo ziar. di nuyu sama mbokk sama xarit di Serge. merci beaucoup président Fallou maa ngi lay delloo ziar. di ko gërëm ci wax ci rafet ji nga xam ne moom lay wax. jëmale ko ci fii. xam na ne du ma ci guddal ndax dañ naan presque wax na li mu war a wax na ko. li ma ci dolli rek mooy. li suñu bëgg-bëgg mooy une très bonne organisation de la agriculture. te yii yëpp di ci am nii. c'est parce que organisation bi moo des. si ban fan. organisation filière bi. moo des ba mu ëpp trop. lan lañ si war jubbanti bokk. dafa bari loolu ay assises moo koy defar. il faut ñu toog parce que il nous faut des lois et des textes pour mën a tax ni lii la wax parce que filière bi lu ko waay neex def. lu waay neex def la neex nga def ko te dara fekk c'est-à-dire loolu moo war a jax ci filière bi état nañu dem ñu def ay assises toog ay lois et des textes ku ci nekk ñu wax xam ne fii nga jëm lépp nag parce que IPAS am na ay propositions yu bari yoo xam ni war na ko mën a def mais état di contrôler di xool ndax lii ñu ngi koy appliquer wala def mais bu dee filière bi ku jóg neex na def ko mais anarchie lay def te loolu moo am te kan moo ci sonn mais toujours dendoo yi mooy les producteurs surtout les petites et moyennes entreprises les petits producteurs te ñu ci nar a sonn ci voie bi nga xam ne moom la jël moom mooy la population les consommateurs ñoo ci nar a sonn. ñoo si nar sonn ñoom rek la di. voilà ñoo ci sonn ñoo si biir. ñoom rek la. voilà te ñun war nañu bàyyi xel ci les consommateurs. waaw ndax ñooy jënd bu ma nee ñun les industries moom moo tax ñoom ñoo ci. moom kañ consommateur yi moo tax industrie yi nekk fi di. mais exactement consommateur les industries ñun bu ñu dul woon ñun ñoo leen eggale fi ñu egg tey jii fi ñu egg tey les petits producteurs ñoo leen fa eggale. kon nag lépp lu ñuy def nañu toog ak ñoom nañu toog ak ñun en tant que producteur ñu toog bañ na ko ba cadre de concertation am na muy IPAS. nañ ko jox gëdd ñoom bu leen neexoon tey jii IPAS tey jii ci interprofession yi gis fi yëpp mais pourquoi dañ ko bu leen sañoon sax ñoom dañ koy taxal pour lan déedéet nous demandons à ce que fi ñu toll nit ñi organiser la filière là te état li ñu koy mën a wax moom mooy mu dépale interprofession bi pour que mu am gëdd mën a toog mën a jël ay décisions yoo xam ne ñu clair la teg ko ci table mais état amul doole ñuy sonn parce que état moom xaw na ba IPAS taxaw fii comme IPAS taxaw na fi muy institution
mais na ko poussé ndax bi nga koy poussé moom nga jox ko doole bu ko joxee doole ndax ki nga xam ne ki ne moo la ëpp doole fokk mën la lu ko neex lay def te mënaloo ko dara kon nag na jox espace doole yi ci war dee dafay nekk loo xam ne crédit loo xam ne wala dara ak parce que daf ko war a subventionné dafa war a subventionné état yu de benn doole boo xam ne mën na diriger la filière avicole la loolu daal bokk na ci li nga xam ne damay ñëw naa ko si dolli mais di félicité yéen ñaar ñett la ndax yow El Hadj Makhtar yow élevage bi li mu jëmee kanam yow la bis bu nekk ñu lay déglu ci say émission ñoo ko bokk président Serge si li nga fi wax yëpp lu leer la. merci président Fallou état bi déglu ay lépp ni ci filière avicole bi ay boroomi xam-xam yu màgg yu rëy ñoo ngi ci filière avicole bi nan leen moo ñu waxtaane ko jëmale organiser la filière avicole mu jëm surtout la je dis toujours la filière avicole sénégalaise filière avicole sénégalaise nañ ko protéger jàpp ci ndax sénégalais yi xam am ci liñ ci war a am loolu daal mooy li nga xam ne maa ngi ko ci benn maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. merci président merci beaucoup Fallou jërëjëf. waaw est-ce que am na looy remarque. di ko remercier rek di ko gërëm di nuyu au passage aviculteur u avis yëpp maanaam ñi nekk zone Thiès bi yëpp di nuyu aussi membre Fafaye fépp fu ñu munti nekk ci Sénégal parce que du Dakar kese am nañu Dakar am nañu Thiès am nañu Ziguinchor am nañu Tamba Kédougou ak Saint-Louis di nuyu ñëpp au passage ku ci jot ci émission bi. moom nag insisté na trop sur le fait que il faut que nguur gi jàpp si trop et cetera bay wax sax ay assises yu demee noonu. yéen Pravis bii ngeen taxawal bërki démb nii la. nguur teewoon na fa quand même. waaw mais nguur teewoon na fa parce que ak ministère élevage lañ ko liggéey nguur la. voilà ak waa ministère du commerce aussi jàpp nañ ci. waaw même waa DER jàpp nañ ci donc ba ñu jël jébalu kayit boobu jébal ko président de la république ñu teg ko conseil des ministres ñu waxtaanee ba ñu validé état bi commencé nañ ci def xaalis maa ngi koy wax sànq. waaw bon kay ñoo état joxe na xalaatam ba pare si fànn boobu. non état nangu na. état nangu na. yéen ko jox yëpp nangu na ko. état nangu na mais def na ci as tuut nag. parce que dugal commencé na non waxuma sax si question définitive mooy question recommande li mu doon wax assise ma ni il faut ngeen joxe dara état wax si xalaat. mais effectivement bon nag léegi loolu taxaw na bon. waaw loolu taxaw na parce que état bi yàgg na ko joxe parce que loolu moo sanc IPAS. beneen mbir sànq ñoo ngi nekkoon si li nga xam ni mooy lu am solo maanaam fi seen installation war nekk si ñaay bi te léegi ñaay bi moom. waaw xëccoo defe naa kooku waxaat la rek non moom koy ñaay bi sax du la neex sax nga di jeex na. jeex na ba pare jeex ndax bari na trop trop alfakar. jeex na waaye nag bu fekkee ne da ngeen toog di wax ni loolu dafa leen naan gàllankoor te alors que yéen seen mbir nu mu demee si wàllu ganaar. man sax li ma leen bëgg laaj mooy yéen est-ce que mos ngeen exporté benn ganaar. si exportation gars yi ñi ngi exporté. ñoo ngi exporté damay joxe benn firnde rek ñi fi nekk di def poussin yi dañuy exporté dañuy yóbbu Mali. ñooñu la dañuy yóbbu am na tudd tur waaw mooy kii mag yi daal mooy gan yi ñi fi xam ne fi gan non pas gan yi ay sénégalais c'est des entreprises sénégalaises qui appartiennent à des sénégalais. waaw am na kii côté Mali ak. waaw fan ba Niger dama lay jox exemple Sedima rek am na représentation au Mali NMA amoon représentation en Gambie ak yu ni mel dëkk yi ci sous région bi yëpp même techniciens vétérinaires yi sénégalais ñoo fa nekk ba Côte d'Ivoire entreprise bi fa gën a mag ci aviculture sénégalais moo fa nekk donc di wax ni rek am nañu savoir faire ci filière avicole bi les gens ont les compétences techniques ils ont le savoir faire nit ñi xam nañ ko mën nañ ko léegi nag li ci des mooy accompagnement état parce que xam nga aussi filière bu doolee rek état moo ko dooleel léegi état bu ko dooleelee ba mu am fa nga xam ne vraiment mën na voler de ses propres ailes mais filière bi mooy demal boppam filière bi mooy demal te fu mu dem ndamu Sénégal la. ah moom daal fu mu dem ndamu Sénégal la sànq maa ngi lay wax OAC ñi ngi koy importer ba Maroc mais seen vétérinaire yi fii lañ leen formé école vétérinaire bi lañu génne Tunisie même chose waaw mais lu tax ñun yenn yi mënuñu ko defaral suñu bopp c'est que aussi état bi mooy xàll yoon bu xàllee yoon nit ñi ñëw jaar ci parce que aussi doo dugg fa nga xam ne daf lay wóor ni astuut ba nga yore da nga koy ñàkk. ah oui kooku rôle état la. waaw daal di jàppale subvention. waaw kooku moom par exemple bu ñu yombalalee par exemple mbayu mboq bi ñun ñi ngi biir CNCR mooy cadre de concertation de coopération des ruraux mais CNCR boobu ñëpp ñi nga fa. agriculteurs ñi ngi fa pasteurs ñi ngi fa cultivateurs de maïs ñi ngi fa le maïsiculteur ñi ngi foofu noonu aviculteurs yi ñi ngi fa sàmmkat yi ñi ngi fa waaw mais kuréel yu mel noonu état daf ko war a dooleel parce que béykatu mboq yi ñi ngi foofu te ñun xam nañ ni mboq boobu bu ñu ko béyee Sénégal fii lañ koy consommer balaa moo génn donc loolu état dafa war di dooleel ñooñu. waaw xëy na da ngeen gën a insister si wàllu avicole bi rek parce que état gaa dañ di dooleel moom CNCR si ay yeneen. spéculation mais tam yéen a xëcc yéen tam yéen ñi nekk éleveur ba pare nekk CNCR foofu si biir yéen a xëcc woon état tam xoolal ñi ngi xëcc mais xam nga affaire bi du gerte bi kese
non bien sûr du gerte bi ko culture rente rek la buy dem. voilà na mu sax sonal la mu def ci gerte bi. te bi duñ sax investir. je n'ai rien contre les producteurs d'arachide, ce sont des partenaires et tout parce que ñun dañuy consommer aussi gerte tout au d'arachide bi mais nañ jël as tuut ñu def ko ci mboq bi nga xool. la muy créer ci emploi déjà actuellement nii suñu mboq ça devient extrêmement compétitif parce que mboq bitim réew seer na seeraay ba nga xam ne ñun la ñuy béy fii sax mën nañ ko jaayee njëg bu baax. donc pourquoi duñu booster loolu man du ma technicien ba nga xam ne man ma état bi am na ay gars yu am na ay borom bopp yu ne foofu yoo xam ne seen xarañteef xam nañ li may wax ni bu baax donc lu tax duñu yombalal nit ñi affaire ndox bi am na fi ndox bi mi ngi fi Sénégal ndox moo ko wër. c'est nappe souterraine yi. kenn xamul man waxuma sax nappe souterraine mais li fi ne ci ndox boo jëlee cours fleuve Sénégal nga jël brèche su Saint-Louis bi lu fay génne ci ndox mar d'Italie. kenn xamul lu mu toll nit ñi sax léegi ñu ngi utiliser ndoxu géej pour arroser. waaw mais alors qu'est-ce que on fait li ñuy wax dañ koy investir ci agriculture mais dafa des. trop sànq sama naataango bi di intervenir sànq la wax na ko nee na amul dëkk bu développé te au moins nit ñi lekkuñu ba suur. waaw loolu de développement ça c'est un minimum mais bu nekkee lépp da nga ko bëgg a jéggaani loolu xel mënu ko yoon surtout que contexte Covid bi war nañu lu bëri jàng nañu lu bëri ci Covid bi. jàng nañ ni dëkk bu nekk da nga war a commencer di demal sa bopp wala boog as tuut la nga mën a lekk nga defaral ko sa bopp. sa biir de doo ko taylee kooku moom problème lay doon. waaw mais voilà ñun nag Sénégal mooy loolu. dam tay li suñu biir de. waaye li nga xam ne moom la ñuy di. def feneen de ñu fees fii del. du ma ne dañ ko tayle de waaye. donc tayli biir mooy lan. aywa kaay nu seet looy ndekkee suba teel. tayli biir mooy la ngay lekk yëpp di jóge bitim réew waaw. la ngay lekk yëpp bitim réew. bi ñu loolu di dafa métti. bu nekkoon désert la sax ñu mën a wax waaye Sénégal du désert waaw yaa xëyti. loolu tax yàlla nañ jàppale kuréel yu mel ni IPAS nañ jàppale kuréel yu mel ni CNCR ñu xool. ay at yu néew ñu régler problème Sénégal ay borom xalaat kat ñoo nga fa de. ña nga fa ay borom bopp ñoo nga fa. moom manqué wuñ ko moom. ña nga fa car macha allah xëy na investissement rek nañuy wax waaye. investissement ak accompagnement bu leer bu état bi ne leen hey fii laa bëgg jëm si au besoin ñu def contrat plan. même ak IPAS état mën na def contrat plan bu defee contrat plan ne leen bu ngeen liggéeyee yéen a ngi ci 60 millions de poulets bés bu ngeen eggee ci 70 millions ma defal leen li nga xool ba pare teg ay canevas ay yoon yi nga xam ne nit ñi ba ñu fa jaaree dañuy dem seen yoon loolu kese la. loolu kese la état daf fi nekk pour xàll yoon na xàll yoon bi pour ñëpp bu ñu Sénégalais bu lekkee ba biiram fees nga xool ndax dëkk bi du dem ci kanam mais léegi lekk bokk na ci li gën a seer ci dëkk bi lekk bu jour. trop seer na trop. dëkk bu mel noonu kañ lay dem. gaa yi dañ lekkatul de. alors te ñëpp xam nañ ni ginaar moo gën a baax ci yàpp yi nit ñi mën a mën nga ko lekk chaque guddi te doo feebar. mais mënoo ko lekk ci yàpp xar wala yàpp nag. boo ko lekk suba ñu ne la da nga am gut. waaw mais léegi nag loolu la may wax nii état bi am na ay borom xam-xam man gënuma leen ko xam. waaye daal état bi daal foo dafa mel ni fookaay yi daal ñoo ko gën saf. ay ngande stade yeeg yu kenn xamul rek. man ni même ma ko wax. fan yu bëri di fa def ay 38 milliards rek. émission bi jeex na Serge Sadio ma lay bàyyi nga wax sa dernier mot. waaw sama dernier mot rek di gërëm ñëpp di féliciter ñëpp di wax ni nag industriel nañ ñëw ñu toog ñu waxtaan. dooleel IPAS ñoom ñoo mën a dooleel IPAS dooleel aviculture Sénégal luy ñu yóbbu kanam rek moo ñu toog ñu waxtaan ça c'est un minimum loolu rek lañ leen di ñaan ñu sanc suñu comité liggéey. voilà merci beaucoup di remercier également Assane Thioune mi nga xam noonu nekkoon ci partie technique bi Makhtar Sall moo leen doon présenter une émission également di remercier ñi nga xam ni ñooy la banque agricole LBA mooy sponsor di remercier ñi nga xam ni également di gërëm ñi nga xam ni ñoo doon ay déglukat yi. di leen jox dox daje beneen àllarba bi incha allah jërëjëf.